دمون عن النفر هديت عن المولى 8h jot na ba toftal fukki simili ak juróom-benn mbokku téléspectateur ak télévision Futurs Médias ñu ngi leen di nuyu di amati mbégte di den dalal ci dëkk bu sell bi di dëkku Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul borom Touba moo woo woon taalibe yi ñu sant le si ko tey ji itam ñëpp teewati nañu xam ngeen ne màggal ñu ngi ko jàpp juróom-benn fan ci weer weenu dëgmal mais télévision Futurs Médias dafa délocaliser antenne yi ñëw fii fas yéene leen bégal lim ci jublu nag mooy taalibe moo xam nga nekk Touba moo xam nga nekk États-Unis fongale mi wala sax ca diwaanu Tëngéej foo mën a nekk rek di nga ànd ak ñun dund li nga xam ne moom mooy màggal gi Yeewu Leen spécial màggal Touba édition 2020 door na ñu fas yéene ànd ak yéen nag ba bisub màggal ci kattanu yàlla may am mbégte di ko ànd ak sama ay collègues ku ci mel ne Mouhamed Jo Diop dama koy wax saa su ne moo toogal groupe Futurs Médias ci diwaanu Mbàkke jàpp Touba Mouhamed ñu ngi lay nuyu di am mbégte di la dalal. ñu ngi lay fay Faty di amaat mbégte également di la dalal fii ci diwaanu Touba. di leen wax dal leen jàmm ci màggal bu Touba édition 2020. jërëjëf Mouhamed Jo Diop mu feggoo ak itam koo xam ne waa Bawal min nañu xar kanamam Gallo Ba lay wuyoo sëñ Gallo ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay ziar bu baax soxna Faty. di am mbégte it partage ak yéen plateau bi. très bien sëñ Gallo Ba nag moom responsable APR la n'est-ce pas Jo. fii ci diwaanu Bawal. bu diwaan bu Mbacké plus précisément. dans la commune de Mbacké nekk également directeur général bu SOGIP SA. voilà SOGIP SA itam moom moo ko jiite moom Gallo Ba ci kanam tuuti laa ñu xës ci waxtaan bi ak Jo. Chérif Dia moom xam ngeen ni il a déjà annoncé la couleur démb si guddi moom ak Pape Djibril Fall ni mu koy waxee bi ñu commencé di couvrir Magal Touba booba ak léegi mu def ab diir xale tout tànk ci juddu woon Chérif ña ngay doxi seen soxla maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Faty am mbégte teew fii ci Touba di nuyu waa Bawol yëpp. di ci jiital xalif général des Mourides Sëñ Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg te wér. amiin yaa rabbi. di nuyu waa Sénégal yëpp am mbégte comme ni nga ko waxee teew fii encore une fois ginnaaw bi ñu sante suñu borom bi nga xamante ni moo ñu may kattan. ñu teewaat fii comme ni ñu koy ñaanee at mu jot bu ñu tàggoo téléspectateurs yi. kenn du sunu borom bi nga xamante ni kon moom mooy def li ko neex donc moom kon mayaat nañu kattan géeg wér gi. ban teew fii mën a gunge rek téléspectateurs yi nga xamante ni ñoo ñuy seetaan. encore une fois di fàttali contexte bi nga xamante ni ci leen defee màggal gi te kilifa yi saa su nekk Faty ñuy sensibiliser nit ñi. tout à fait ci li nga xamante ni rek mooy mbas mi. mi ngi fii jugeegu fii ci Sénégal ndem sax ay jéego am na ci wante bu mu tax nit ñi naagu. ba tax na kon takk masque yi comme ni ko sëñ Mountakha moom mi nga xamante ni moom mooy njiitu ñëpp. di ko joxe ndekam moom mooy kilifa mag ñu. di takk masque sakantuma ñun ndaw ñi. kooku la ñuy woowee borom mbégte mi doomi Serigne Bassirou xalif général des Mourides nekk Serigne Touba fii ci jamono yi moom Serigne Mountakha Bachir ñu koy ñaanal borom bi gën a dëgëral taxawaayam ba mu àggali naal yi parfaxa ñu ngi itam dañuy ànd ak moom saa su ne di am mbégte di ko dalal ci Yeewu Leen spécial Magal Fara ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna Faty di nuyu mbokku téléspectateur yu télévision Futurs Médias. di nuyu tamit waa dëkk bu sell bi nga xam ne fi lañ yeewu am mbégte. jumaa ju féeti ñu nii ginnaaw di nuyu nag kilifa gu tedd gi di sëñ Mountakha Mbacké Bassirou moom mi nga xam ne nag mooy sëñ Touba ci àdduna di nuyu nag porte parole bi di sëñ Bassirou Abdou Khadir di nuyu ñi ma bokk plateau bi di la nuyu bu baax. Chérif ak Gallo Ba ak Mouhamed Jo Diop. di am mbégte kontante ñëwaat fi yaakaar naa bi mooy sama juróom-benneeli yoon. mooy couvrir événement Touba ak waa télévision Futurs Médias. kon mbégte la ma yeewoo fi waat di ci sant yàlla bu baax. yan yàlla may ñu mottali sunu yéene bu fekkee yéen a ngi soog a dab ñu ngi fii ci résidence Khadimou Rassoul xam ngeen ne nag ni ko Chérif waxee contexte bu doy waar la ñu nekk muy coronavirus ba tax na yenn ci xumbaay yeeg yu ni mel dañu bàyyi askan wi ne nañ ci bàyyi xel bu baax a baax fii nag dëkku Serigne Touba la taalibe yi ndigal la ñuy wéyee lépp lu Serigne bi wax. dañu koy jëfee loolu tax na itam ñu fas yéene ànd ak yéen kon fii ci résidence Khadimou Rassoul fi lañ leen fas yéene dégtale sunu ay plateau en direct fii ci Touba Mbacké tout de suite dañu koy on va commencer avec le journal présenté par Chérif Dia. فلاهي بكوني عبد ربي خديمه Merci Faty. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le président de la République attendu cet après-midi ici à Touba dans la ville sainte à l'occasion de sa traditionnelle visite pré-Magal. Plusieurs questions donc attendent le chef de l'État, les fidèles interrogés.
vont l'interpeller sur la question sécuritaire, le système de santé, entre autres, notamment les inondations. Leurs propos sont recueillis par Mame Biram Diouf et Yaya Diallo. Je prie pour que Dieu accorde à Serigne Mountakha longue vie et santé. J'attends beaucoup du président Macky Sall. Vous savez, la question des inondations et les problèmes liés à l'assainissement nous posent de sérieux problèmes. La vie est dure, les ordonnances coûtent cher ainsi que les tickets. Le paludisme également touche les enfants. Il faut renforcer le système de santé et amoindrir les coûts et faciliter ainsi l'accès aux soins. L'État a réalisé beaucoup de choses à Touba. Cependant, il faut qu'il redouble d'efforts parce que quand même il y a des choses qui restent. Oui, les inondations, l'assainissement également. Il y a toujours des problèmes. La sécurité aussi. À plus d'une semaine du Magal de Touba, les populations autochtones donc prêtes à accueillir les hôtes. Les préparatifs vont bon train. Souvent ce reportage réalisé par Pape Fara Gning et Mbaye Diouf. fu mu toll nii tàmbali nañu xaaj di dund li nga xam ne moo nekk màggal Touba askan wa dëkkee ci diwaan bu sell ba ñoom fi mu ne dañoo yàkkamte sax dalal gan yi ngir màggal Touba bi. loo leen di wax gan yi. gan yi. Actuellement, nous sommes prêts pour accueillir nos hôtes et rien ne sera en rade pour le rendre heureux. Nous allons leur laisser même nos chambres. Cette année sera meilleure. Nous allons tout faire pour un magal exceptionnel. Nous allons aussi beaucoup dépenser avec beaucoup de joie. Comme toutes les autres années, nous allons accueillir les pèlerins car ce sont des hôtes de Serigne Touba et je vais suivre les recommandations de Cheikhoul Khadim. Jigéen ñi ñëpp ngay gis nekk ci marché bi ñu ngay jaay ngir am lu ñu dajale waajalee ko li nga xam ne moo nekk bésu Serigne Touba bi. Je vais augmenter les bernets actuellement. Tout se passe bien, même au marché. L'argent circule bien. Nous avons récupéré nos tontines. Nos excuses donc pour cet élément. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Parlons d'assainissement avec un problème de gestion des inondations ici dans la ville sainte. Touba Ca Kanam dévoile un plan d'urgence pour des solutions durables en prélude au Grand Magal de Touba. Les travaux s'intensifient. Reportage réalisé par Mame Biram Diouf et Yaya Diallo. Jours avant le Grand Magal de Touba pour finir ses travaux dans le cadre de la gestion des inondations. Ce système de réseau souterrain d'évacuation des eaux de pluie va ainsi considérablement réduire l'impact des inondations dans la ville sainte. Tout le monde sait que des problèmes subsistent à partir de la station Shell, donc il nous faut dégager ces eaux de pluie qui stagnent et créent beaucoup de difficultés. Ñu war ko dégager andi ko ci canal bi ci rond-point bi ci garage Dakar bi. Bu ko defee jëlé ko Kër Mbaye Wade ces eaux autour du canal. Les eaux de pluie ruissellent jusqu'à hauteur de la résidence et même à l'intérieur. la yemoon moo jóge ci jumaa ji lii ndoxu taw bi moo ko tax a jóg nga xam ne ku ne xam na ne fii ci kër Sëñ Tuubaa gi rek tawee kër gi day fees dell. Touba Ca Kanam à pied d'œuvre avec la mobilisation de tous les talibés pour réussir ces projets d'envergure. ak yeneen projet yi nga xam ne song nañu ko. Touba Ca Kanam a pu mobiliser lors du lancement à partir du 8 août et jusqu'au 8 septembre plus d'1,4 milliard pour réaliser ce projet et d'autres aussi importants liés au trafic des routes élargies à Touba et aux alentours de la ville sainte. De grands chantiers entamés, d'autres en vue, sous l'autorité du khalife général des Mourides, Touba Ca Kanam ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, le tout dans la faveur religieuse pour répondre aux attentes des populations de la ville sainte. yaakaar naa ne ci diir bu gàtt muy le 8 bi nga xam ne moom lañ lancé nga xam ne liñ ci def yaakaar naa ne ku ne xam na ne coût bu bari la. De grands chantiers entamés, d'autres en vue, sous l'autorité du khalife général des Mourides, Touba Ca Kanam ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, le tout dans la faveur religieuse pour répondre aux attentes des populations
de la ville sainte. Merci Mame Birame. Je rappelle l'information, la visite du président de la République cet après-midi à 17h. Donc à Touba, il sera reçu par le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Donc l'autre information, c'est que les autorités donc politiques locales plutôt, tiennent compte de ce contexte de Covid-19, pas de rassemblement ni de mobilisation politique. Nous y reviendrons, Fatih, avec notre invité donc pour aborder ces questions. Merci beaucoup, Chérif Dia. C'était l'édition en français, la première édition d'ailleurs de la journée. Tout de suite, dañuy waxtaan ak Pape Fara Gningue. Jërëjëf Fatih. yaa ngi def mi ngi def benn élément ci biir journal bi mu jëm ci lu jëm ci wàllum préparatif ren nag xam ngeen ne dañoo teel a ñëw ndax mën ngaa dellu siwaat ci jamono ji fi mu ne nii fan la askan wi toll ci waajtaay bi. waaw Fatih mën nañu wax ne xam nga askanu Touba moom bu 18 safar duggee rek mbégte la ñuy tàmbalee àndal. bi ñu génnee fi nga xam ne moo nekk fii lañ dal ci la ñu dugg noonu ci marché fekk maire yi nga xam ne ñoom ñooy jaay. ñoom déjà li ñu xamal mooy yàkkamte nañu sax gan yi ñëw. ba ñu dalal leen nee nañ marché bi fi mu ne ñoom mbir yi mu ngi dox ndànk-ndànk ku ci ne yaa ngi dajal tontini teggi nañ ko. dajale nañu seen i xaalis ak yëpp ndax nag réalité bi loolu la. murid yi fii. su màggal di waay bu paasee rek tàmbaliwaat nañu. di dajale lu ñu am di denc di bokk ay tontine teggi ay ndab teggi yooyu yëpp. nee nañ daal yëpp pare nañ ko seen néeg yeeg yëpp ngir fexe ñi nga xam ne ñoo nekk gan yi suñ ñëwee ñu daal leen dalal. fexe ba nga xam ne dinañ am mbégte am kontante ferveur daal nemmeeku nañ ko ak mbégte boo xam ne. ñoom jamono jii daal. suñ nit ñi ñëwee ñu jox leen berndeel leen dalal leen ndax li ko sëñ Touba santaane. ñoom jàpp nañ ne loo ci def rek. déwén da ngay def lu ko raw te yaakaar nañ weddi gis bokk ci. très bien yan gox gen ak yan nga dem. ñu ngi dem nag côté Paleen bi noonu rek tuuti boo passé garage Dakar bi noonu rek di jëm noonu toujours passé Daaru Minam. foofu la ñu dem gis nit ñi te gis nañ ne tamit lu bëree bëri xam naa tey dinañ dugg ci biir kër yi. xool ndax réflexion yeeg préparatif yi nan la demee mais côté boobu lañ dem rek un peu liñ naan tâter le pouls. daal di gis nag nit ñi. mbégte bi daal man moo ma gën a jaaxal engouement boobu. ferveur bi di yàkkamti nit ñëw nga dalal ko teral ko jël sa alal ñii di jaay ñii di lakk mboq ñii di saaf gerte ñi lépp nee leen lépp bu ñu ko dajalee. ngir ba su Sëriñ Touba bi daal ku fi ñëw. mbégte bi nga xam ne sëñ Bassirou moom lay wane chaque jour mbégte moom daal di am. fi laay jeexalee laata ñuy dem ci revue des titres Pape Fara moom mooy lu jëm ci mbas meeg xeex bi fan lañ ci tollu askan bi. askan wi nag wax dëgg yàlla bu ñu duggee fi ci Touba. dañuy nuyonte ñu ci bëri duñu takk masque mais ñoom daal jàpp nañ ne après màggal mbas mi dafay jógee. ci barke Serigne Touba. te loolu gëm-gëm la. mais nañu takk masque nag. ndax ku ne gis na Serigne Mountakha Bachir ni mu takkee masque. dëgg la te nag taalibe ndigal la war a jëfee. je crois que am na solo. c'est important am na solo parce que ki nga xam ne moom la ñu yaakaar mooy Serigne Touba ci kaw suuf. moom mooy njëkk di takk masque sëñ Bassir Abdou Khadre boo gisul day jël kaale gi def nii ak yeneen kilifa yi kon wax dëgg yàlla taalibe yi roy rek la ñu war a def. très bien Pape Fara Gningue mu doon dellu si rek juste commentaire benn élément bu jàll muy lu jëm ci wàllum préparatif dafay desandi ak ñun ñu continuer waxtaan bi mais avant cela la revue des titres avec Chérif Dia. Chérif, on peut démarrer. On peut démarrer avec l'Observateur, le quotidien du groupe Futur Média donc qui a réalisé un dossier intéressant sur les AVC, les accidents vasculaires cérébraux, révélation du docteur Ndiaga Matar Gueye qui est neurologue. Première cause de mortalité au service neurologie de l'hôpital Fann, 10% des malades ont moins de 45 ans. Les réflexes à avoir en cas de suspicion d'AVC. L'Obs qui est également revenu sur l'audition des ministres. Autosaisine, pouvoir coercitif, donc l'OFNAC, une institution sans faille. Le cas Mansour Faye face aux avis des experts. L'Obs est également revenu sur le cas de Sokhna Aïda Diallo, Magal de Touba 2020. Sokhna Aïda Diallo, la très mauvaise passe selon l'Observateur, le journal du groupe Futur Média. On y va avec enquête, gestion des 63 milliards destinés à l'achat des vivres. Mansour Faye invalide l'OFNAC. Donc le journal est revenu sur l'interview du ministre du Développement communautaire hier à l'émission Grand Jury de la RFM. Tribune également en parle, réduit à un organe sans aucun pouvoir sur les hommes politiques.
de Macky Sall. L'OFNAC, un simple machin, le beau-frère du président, nargue l'institution selon la Tribune. Walf Quotidien avec cette interview du président de la commission culture et communication du Grand Magal de Touba, Serigne Abdou Ahad Mbacké Gaïndé Fatma. Grand Magal de Touba 2020, le serment de Serigne Abdou Ahad Mbacké Gaïndé Fatma. Selon lui, le Sénégal est classé 2e sur le plan mondial dans la gestion de la Covid-19. On ne voudrait pas qu'au sortir du Grand Magal, ils perdent ne serait-ce qu'une seule place. Selon Serigne Abdou Ahad Mbacké Gaïndé Fatma, il y a une baisse de la pandémie à Touba avec seulement 7 cas dans toute la région de Diourbel. Pour les locales, rien n'interdit en partie de déposer une liste parallèle à Touba. D'après Serigne Abdou Ahad Mbacké Gaïndé Fatma, Walf Quotidien est également revenu sur la gestion de l'aide alimentaire. Mansour Faye ferme ses portes à l'OFNAC. Les Échos qui revient également sur le Grand Magal de Touba avec partie concernant Serigne Touba dans l'histoire générale du Sénégal. 84 erreurs décelées, les aveux ahurissants du rapporteur, la gestion et les tâtonnements de la ministre du Commerce dénoncés. Donc un scandale au niveau du ministère du Commerce rapporté par Les Échos. Le quotidien enquête déboisement et construction sur la bande des Filao, course sur la VDN selon donc le quotidien. Libération parle également de l'achat fuel de brut sans appel d'offres, Fiesta avorté à la SAR. Sud Quotidien parle également du pouvoir d'approbation par des gouverneurs et la délibération des municipales. Plus de 50 hectares, décret de la controverse. Vox Populi donne la parole à Abbas Fall, coordonnateur de PASTEF à Dakar. Macky est tenté par le diable. Les journaux sport avec Stade qui revient également sur le match Prime League Liverpool-Arsenal, 19h45. Sadio Mané prêt à foudroyer les Gunners. Sunu Lamb pour terminer, Balla Gaye, Asensé Vérité, tous les lutteurs me craignent. Fatih. Chérif Dia pour la revue des titres léegi je crois qu'on peut enchaîner avec le journal xibaar yi bu générique bi daanoo ñu tàmbali ko. الذي في كل سهر وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر صلاة الذي في كل سهر وفي سفر. jërëjëf mbokk yi ñu ngi leen di rafetlu ànd ak télévision Futurs Médias dal leen jàmm fii ci Touba tey nag ñu fiy xaar gan njiitu réew président Macky Sall bu takkusaan jotee fii ci dëkk bu sell bi xalif général des Mourides moom moo koy dalal ci noonu nag askan Touba joxe nañ seen xalaat ñu ci bëri nag ñëw nañ ci mbiram kaaraange wàllu mbënd mi ak yeneen ponk yoo xamante daal buñ sañoon ñu gën koo ñogal seen i kàddu maam Biram Diouf ak Yaya Diallo ñoo ko taataan. di ñaanal sëñ Mountakha mu yàgg fi te wér di ñaan magal gi ñu dugg ceeg bismillaahi rahmaani rahiim génn ceeg alhamdulilah. président daal ñun bu ñëwee ci ndox mii mu dimbali ñu ci sëkkal ñu ko di ñu dimbali ci dëkk bi daal Touba daal lu mu ci mënal ñàkk ndox gi ak tooy di leen ñaan rek loolu rek lañ koy ñaan dimbal. président bu ñëwee rek dëkk bi moom métti na si jigéen ñi métti na si góor ñi ndug mi seer na ndox ñàkk na subur bi bari na si xale yi te loolu lépp ñun jigéen ñi am na si responsable waaye góor ñi ñooy so ndax ordonnance yëpp góor ñi la waaye nag ñu dimbali si ndox mi yokku ñu ay matukaay yu bëree bëri daal ba yàlla dimbali si feebar mbas bi yàlla musal ñu si te oyofal faj meeg yëpp ndax it ticket yi seer na faj mi seer na. ku ne gis na liggéey yu am solo yi nga xam ne wax dëgg yàlla def na ko fi gis nañ itam yéene ji nga xam ne am na ko fi ba Cheikh Mouhamadoul Mountakha ku seetaan appel déclaration màggal gis nga ni mu leeral ko sant ko gërëm ko kon donc ñun ñi nga xam ne ñooy ay taalibe bi nekk ci dëkk bi ñu ngi koy waajal ñu ngi koy tatagal ñu ngi koy wax mu ñëw ak jàmm te delluwaat ak jàmm te yéene yi nga xam ne am na ko ci dëkk bi itam suñu borom dimbali ko rek bam def ko defee nu kawe njort. xanaa kay mu yokk kii bi assainissement bi ba ndox mi génn ak yooyu ak lépp lu mu fi war a indi rek mu indi ko. waaw baax na de waaye bu gënee dolli tamit mu baax police yi ñu gën leen a yokk rek transport waaw ba dëkk bi jàmm am fee waaw waaw. jërëjëf ku ne xam na ni kon màggal gi talaata bu suba bi bu desee incha allah lan koy amal ba tax na fii ci Touba askan wi pare nañ ngir dalal gan ñi fu nu mën a jógee ci àdduna mbégte lañ ci àndal kër yi ñi ngi koy defar ngir rek su ko defee képp koo xamante ni ñëw nga fi rek li nga fi doon wut nga daal di koy gis ñu àndi ceeg Pape Fale ñi nga ak Mbaye Diouf.
fu mu toll nii tàmbali nañu xaat di dund li nga xam ne moo nekk màggal Touba askan wa dëkkee ca diwaan bu sell ba ñoom fi mu ne dañoo yàkkamte sax dalal gan yi ngir màggal Touba bi. gan yi fas yéene leen teral leen dalal leen wàcc suñuy lal jox leen suñuy néeg fas yéene lu nam togg ko bokk ak ñoom. nañ leen daan dalale bii moom day dàq neexe xeex la doon suñu màggal gi neexe xeex lay doon cant goo ca gisan gi ñuy cant ren moo koy raw neex gi muy neex gi daan neex gii moo. mbégte daal ngeen ànd mbégteeg bànneex rek lañ am. waaw màggal gi comme ni nga ko daan ba waajalee ren bu njëkk ba moom lañ ko waajalee rek waaw sant Serigne Touba rek moom moo ko wax nee na sama bis bi na ngeen ma ko santale yàlla. waaw ñun tamit loolu moo suñu kii moom ba bañ fi jógee wax. jigéen ñi ñëpp ngay gis nekk ci marché bi ñu ngay jaay ngir am lu ñu dajale waajalee ko li nga xam ne moo nekk bésu Serigne Touba bi. daan togg lu ko raw laay togg la ma daan def lu ko raw laay togg xiwal yi commencé na marché bi koo gis ñaari junni lay yor ak ñetti junni kenn yotul weccet bu sew natt yi teggi nañ leen teggi taati kees yi safara yi lépp xaalis la jàmm rek. marché bi neex na kay tàmbali naa neex xiwal ak màggal gi tàmbali naa dugg ñoo ngi sant sëñ Mountakha ca ñaanal ko mu yàgg fi jóge. kon daal yéen a ngi waajal di dajale ngir gan. waaw ñoo ngi waaj moom. taalibe yi am yaqin ne mbas mi dina fi jóge ci barke Serigne Touba. feebar bi yàlla ak borom dëkk bi jëlee na ko fi moom tiituñu ci dara ragaluñu ci dara xanaa di ñaan borom dëkk lu yàgg fee moom rek barke. Xaadimu Rasuul boromam nar ko jaarale ci suñu support yëpp moo xam télé bi rajo bi journal bi site bi ak yeneeni support dina leen woon lépp la xew ca dëkku Touba Mbacké jaarale ko ci ay reportage ay documentaire ay plateau di gëstu yoo xam ne dina mel ni da ngeen a teew ci dëkku Xaadimu Rasuul man dinaa fa teew Chérif Dia Pape Djibril Fall ñu ànd. En Ahmadou Bamba, comme vous le savez, c'est un jour de victoire de l'islam. Du coup, la télévision Futur Média, comme à l'habitude, sera au cœur de cet événement en avant, pendant et après le Magal afin de vous permettre de le vivre. ñu war ko dégager ci Mbay Wàdd nga xam ne day doon Grand Magal de Touba 1442 ou édition 2020 télévision Futur Média fas yéene dem Touba Mbacké sant la ji Xaadimu Rasuul boromam nar ko jaarale ci suñu support yëpp moo xam télé bi rajo bi journal bi site bi ak yeneeni support dina leen woon lépp la xew ca dëkku Touba Mbacké jaarale ko ci ay reportage ay documentaire ay plateau di gëstu yoo xam ne dina mel ni da ngeen a teew ci dëkku Xaadimu Rasuul man dinaa fa teew Chérif Dia Pape Djibril Fall ñu ànd fësal liggéeyu Xaadimu Rasuul. Mesdames, Messieurs, retenez bien la date, le mardi 6 octobre, Inch'Allah, la communauté mouride célèbre le 18 Safar ou le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba. Comme vous le savez, c'est un jour de victoire de l'islam. Du coup, la télévision Futur Média, comme à son habitude, sera au cœur de cet événement religieux. yeneen projet yi nga xam ne mooy piste yi nga xam ne ku ne xam na ne Kër Sëñ Ñaan Diop mbedd mu mag la bokk ci mbedd yi nga xam ne mbedd 30 la ñu réaliser ko réaliser yoonu daaru mooy rond-point bi nga xam ne moo jëm Daaru Rahman réaliser alom ga mooy sexaw ga nga xam ne fi mu nekk nii actuellement noo ngi ci dernier réglage yi muy piste yi nga xam ne
def nañ couche de base bi ba def finition yi fii ne ñu ngi ci enrobé bi mu mel ne dañoo mujj def ko tali bi nga xam ne jàpp nañ ne moo gën muy def ko tout venant nga xam ne liñ ci def yaakaar naa ne ku ne xam nañ ne coût bu baree bari la. chantier yu mag yooyu ñu door yeneen it ñu koy waajal lépp rek ci autorité xalif général des mourides Touba ca kanam di gën a takku duyoo ndigal ci liggéey yi nga xam ne ni ñu ngi koy amal lépp rek ngir askan wi rawatina ñu nekk fii ci biir Touba ñu mën a gis seen bopp bu baax a baax ci yu am solo yi. jërëjëf Faty li moo gënoon fees kon ci xibaar yi fii ci Touba. jërëjëf Chérif Dia mën nañoo enchaîner yaakaar naa ni ak li ci yéenekaay yi. waaw yi ci gën kaay yi ci kàllaamay Kocc ñu tàmbale ko ak yéenekaay bii di l'Observateur daal di ñëwaat rek ci gàllankoor yi nga xamante ni kon AVC di accident vasculaire cérébral ñi ngi koy def rek ci doomu aadama yi ab docteur nag di docteur Ndiaga Mactar Guèye di neurologue moom nee na rek moom mooy première cause mortalité ci au service neurologie bu hôpital bu Fann boo xoolee malade yi téeméer boo jël fukk ya am nañ lu yées 45 ans di ñeent fukki at ak juróom muy loo xamante ni kon rek jox na ay tegtal ku gis AVC premier signe yi réflexe yu njëkk yi nga xamante ne def na ko yenn kaay bi daal di ñëwaat également ci OFNAC bi nga xamante ni daal audition jëm ci ministre yeeg autosaisine yi ak li nga xamante ni mooy pouvoir am ka Mansour Faye bi nga xamante ne kon buñ ko woowee du wuy ji loolu la yenn kaay bi daal di wax ñëw na également ci mbiram soxna Aïda Diallo enquête it daal di ñëw rek ci mbiram Mansour Faye ak nit yore 63 milliards yi jëm ci jënd dund bi ci jamonoy mbas mi moom Mansour Faye kon daal dinay invalider waa OFNAC ci noonu la tribune daal di wax it jàpp ni rek moom mii di waa OFNAC moom machin la rek di caaxaan boo xamante ni kon kii di goro ci président Macky Sall moom nee na daal du wuy ji boobee institution ak caricature bi nga xamante ni kon Odia def na ko ci. Walf Quotidien moom daal di amal waxtaan ak kin dénk communication ak culture ci màggal bu Touba di sëñ Abdou Ahad Mbacké Gaynde Fatma daal dinay ñëwaat ci contexte bi ak Covid bi nee na Sénégal moom mooy ñaari réew boo xamante ni def na ay jéego yu am solo ci xeex mbas bi seen yéenam mooy fexe rek ba buñ jógee ci màggal gi benn place duñ ko mën a ñàkk bu ko defee rek kon ñu daal di respecté li nga xamante ni mooy tegtal waa kër docteur ñëw na également ci pandémie bi ni mu wàccee fii ci Touba boo xoolee daanaka région Diourbel 7 cas rek lañ daal di enregistré muy loo xamante ne ay jéego yu nemmeeku sëñ bi ñëwaat na ci mbiram local yi ak tamit nee na dara terewut koo xamante ni bëgg ngaa créer liste parallèle nga daal di koy créer Walf ñëwaat na également ci Mansour Faye mi nga xamante ni kon tëj nay buntam waa OFNAC Les Échos daal di ñëwaat ci li nga xamante ni mooy histoire générale bu Sénégal ak ay njuumte yoo xamante ni nemmeeku nañ ko jëm rek ci yoonu murit juróom-ñett fukk ak ñeenti njuumte la buñ sukkandikoo ci rapporteur bi démb nag am na ay waxtaan yoo xamante ne abaloon nañ ko ci Assome Diato it gis nañ daal nam yore ministère ba am na ñoo xamante ne ànduñ ci daal dinañ koy ñaawlu ñu wax ci quotidien moom daal di ñëwaat rek ci li nga xamante ne mooy VDN ba nga xamante ni kon moom moo nekk jaar ca Géejawaay ak filao yi nañ ko yàqee mu jàpp ni daal puus la boo xamante ni daal bu sàgganut mën naa jur musiba. les libérations daal di ñëwaat ci li nga xamante ni moom lañ yoree SAR di kër gi nga xamante ni mooy société africaine de raffinage bu jàpp ne daal nañ jënd fuel ba HFO ak tamit brut bi loo xamante ni daal jaaduwut tamit scandale te ministère bu commerce libération daal dina ci ñëwaat. Sud Quotidien moom daal di ñëwaat rek ci décret bi nga xamante ni président Macky Sall daal dina koy signé ci ñu yoree suuf si mu jàpp ne daal ñi ci ànd bëriwut ndax góornóor yi nga xamante ni dugal nañ leen ci. Vox Populi daal di ñëw ñoom ci ki nga xamante ne moom mooy Abass Fall coordonnateur Pastef bu Ndakaaru moom ñaaw nee na Macky Sall daal dafa ko jaabal moo ko tenté am na musiba boo xamante benn étudiant boo xamante ni kon démb lañ ko fàtt ca université ay agresseur ñoom ñoo def lu ni mel ñu jeexale ko ak sunu làmb laataa sunu làmb sax stade bi nga xamante ne ñëw na ci match bi nga xamante ne war naa dox ci diggante Liverpool bu Sadio Mané ak Arsenal bu Aubameyang ñoom nag ngoon war nañoo daje wa tax na kon Sadio Mané pare na rek ngir génn si yooyu ñu daal di leen di daan sunu lamb daal di jox kaddu gi Balla Gaye numéro 2 moom nee na bëri daal dafa am lu ñu koy ragalee maanaam ragalu xel la ba tax na kon moom ñëw na ci digganteem ak Gris Bordeaux ak yeneen jafe-jafe yoo xamante ni gis nañ ko ci làmb ji. jërëjëf Chérif Dia mu nekkoon li ci yéen kaay bloc d'information baa ngi noonu bu fekkee yéen a ngi soog a dab ñu ngi leen di ñaanal une très bonne journée kenn dalal jàmm boobu ñu leen di ñaanal moom itam la ñuy sàkku ci yéen Chérif yaakaar naa ni mën nañu dugg ci waxtaan bi ak Jo ak invité bi. waaw ña nga ko doon wax sànq ku ne xam ne président de la république dañ koy xaar fii ci Touba saa su màggal di am nag daana ñëw sax fanaan fi
wante ren moom li mu wax mooy bu ñëwee ba ziar sëñ bi ban gisee rek day delluwaat ca Ndakaaru Gallo Ba mi ni nga ko waxee noonu la moom jiite na SOGIP di société bi nga xamante ni SOGIP SA. gis nañ travaux yi ne amal ca Diamniadio nekk responsable politique fii ci Mbacké. Jo moom mooy chef station RFM fii ci Mbacké moom it di liggéey bu am solo. nekk suñu correspondant dañu bàyyi Jo comme moom moo ñu fi dalal. moo ñu dalal mu ngi waxtaan bi. di gërëm bu baax a baax téléspectateurs yi ñu bàyyi xel ci télévision Futur Média di gërëm askan wi ñëw ci màggal bi yëpp. di commencer laaj bi rek ak directeur général bu SOGIP SA di Gallo Ba nekk également responsable politique au niveau de la commune bu Mbacké di ko wax par rapport ak accueil bi xam nga Chérif accueil président bi ren dafa nekk dans un contexte un peu particulier naka lañ ko fas yéene accueillir dañ bëgg a xool est-ce que dañuy mobiliser est-ce que duñ mobiliser. waaw maa ngi lay remercier bu baax a baax Jo ci sa question boobu waaye balaa boobu damay ñaan rek ma nuyu waa Mbacké yëpp rawatina waa Touba. ci jëlee sëñ Mountakha Bassirou Mbacké yàlla fi yàgg te wér di ñaan tamit yàlla may ko mu àggale naa lim am yëpp jëmale ko ci Touba ci yoon wi ak ci l'islam ren moom dafa nekk ñëwu président fii ci Mbacké dafa tombé ak mbas mi ne fi ba tey te it sëñ Mountakha Bassirou li mu wax jëmale ko ci xeex bi ñu war a xeex mbas mi jëmale ci mesure barrières yi respecter mesure barrières yi fexe ñuy takki masque loolu dafa àndul ak mobilisation boo xamante ne day ànd ak nit ñi di génn kon ren moom incha allah dañoo fas yéene accueil président fa muy ñëw du am benn xumbaay du am mobilisation ndax at yi weesu yëpp saa bu saan ñëw population yëpp dañuy génn teertu ko katagal ko ba pare dalal ko fii ci dëkk bu sedd bi nga xam ne mooy Touba. est-ce que du également. mise en garde yu Pastef yi parce que au niveau local représentant yu Pastef yi nee nañ bu leen dalal président ak mbooloo parce que dañuy di propager li nga xam ne moom mooy coronavirus bi est-ce que du loolu moom moo tax déjà. non du loolu ñun ñi nga xam ne ñooy acteurs politiques yi nekk ci dëkk bi dañoo xam bu baax a baax lan mooy mbas mi xamit fas yéene tamit ànd ak sëñ bi li mu wax ay digleem bàyyi ay tereem. loolu moo ñu gën a motiver pour ñu bañ a yëngal tey dëkk bi ci wàllu mobilisation waaye li am solo mooy que président de la République mu ngi ci xol nit ñi tey jàpp naa tey loolu mooy li am solo kon du en réaction li Pastef wax mais ñoolu suñu stratégie bopp la ñoo xam ne tey loolu méngoowul ak li jamono laaj moo tax ñu bëgg ko doxee noonu. pourtant mën nañoo gis ne président bi mu demee Kaffrine contraire bi la ñu gis mobilisation la ñu def spontané la wala partisans yi ñoo ko defoon fii ndigal la ngeen topp. wala bañ mbas mi law. li ma jàpp Kaffrine wala Fatick man li ma gis mooy mobilisation spontanée la du ñàkkit amoon na préparation yu ay acteurs politiques defoon loolu aussi mooy la vérité mais li valable Kaffrine ak Tamba ak Ziguinchor valable fii ci Touba ak département Mbacké fii dañoo am kilifa am fas yéene également tënku ci ay orientation tënku ci li nga xamante ne moom la bëgg ci gox bi loolu képp kuy taali war nga def ci réew mi rawatina fii ci Mbacké te loolu rek moo tax nga xamante ne jàpp ne war nañu mën a bañ a nekk di ay mobiliser waaye dañoo fas yéene tey respecter mesures barrières yi ndaxte mbas mi jeexagut ku xam épidémiologie xam santé publique xam nga ne tamit mbas mi mu ngi am ay tànk ginnaaw loolu yàlla ko yàlla àggale waaye am na tamit yàqin ne que màggal gi incha allah bu jàllee màggal gi moo ko yóbbaale mu jeex ci jóge ci réew mi. mais est-ce que di ngeen maîtriser militants yi. dañuy maîtriser les militants parce que ñun ku ne si ñun yaay woote say nit ñu génn nga def li nga war a def pour ñu mobiliser loolu amul tey benn acteur politique bu nekk ci département bi bu jël ay bu wax ay militants ci fànn yooyu man bëkki démb rek waxtaan ak ay jeunes yi waxtaan ak jigéen ñi tey ñeneen def nañ loolu pour que ñu mën a bañ a def nekk ci ay mobilisation. mais dérapage mun na am de à tout moment. li ci kanam rawali bët président de la République dina fi ñëw fii ak 5 heures loolu soo tout te jàpp naa ne dérapage doon ci wàllu boobu. donc bu ma waxee dérapage par rapport ak mbooloo mi ak li xewoon ci Kaffrine parce que dañu invité kenn si ñoom Chérif ci info du matin mu xam le ne woote wuñu woon mobilisation spontanée moom la ñu defoon ne gisoon na pancarte yi ak t-shirt yi côté yooyu laay waxee aussi dellu soir rek ci question Chérif bi mooy est-ce que dina neex a maîtriser aussi parce que ku nekk xam na ne aussi fii ci Touba jàpp itam Bawal am na ay militants yu bëri yu bokk APR dëkk fii si dëkk bi. waaw loolu mën na am c'est pas maanaam du idée bu may écarter waaye ce sera dérisoire
ce sera à la limite insignifiant. Très bien. loolu lañ jàpp. waaye du ñàkk ñu génn parce que président ñëw na. de sa il attire les foules. loolu lu am la. waaye tamit en tout cas ñoo xam ne mooy suñu responsabilité. dañ ko wax tey fas assumer ko parce que dañoo jàpp ne loolu mooy méngóog li jamono laaj tey. Très bien. Jo moo xam naa day laaj question mais bëgg naa ko moom poser question balaa ñu demaat ci kii mooy agenda président bi. bon agenda bi li ñu ci xam pour le moment bareegut Chérif parce que cellule communication présidence communiqué guñ ci lu bare mais on sait que peut-être dina ñëw ci ngoon xëy na li ci des peut-être Gallo mun na ci gën a expliquer lan la président fas yéene def ak ban heure la nar a ñibbi. information yi su ci jotagum mooy président dafa mën naa ne visite privée lay def day ñëw ziar si sëñ bi feddali kóllëre ak moom ndax at mu ne bala màggal day def jéego yu mel nii. agenda bi mooy def dina ko ñëw gis ko incha allah te it jàpp naa ne tamit ci liñ jàpp. mooy fas yéene fee yàgg. kon nag loolu daal lañ ci amagum ko information am na yaakaar ne tey lay dellu. waaye nag mënu ma cee sori ndaxte amaguma information officielle yi. waaye loolu lañ jàpp parce que loolu tamit mooy méngóog ak li nga xamante ne moo fi am fi jamono ñu toll nii. bu ñëwee ci diggante président ak Touba ak déjà département bi ci wàllu liggéey. lu mu fi def lu mu mën a teg baaraam. surtout. waaw président de la République jàpp naa ne que li mu fi def sëñ Mountakha Bachir moo ko njëkk a wax moom moo ne mu ngi koy jàppale ci liggéey bi te mu ngi ko waxee léegi matul semaine ba tey mu ngi def suñuy xel ak suñuy xol mu ngi koy jàppale ci liggéeyam te cantam ci moom am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem loolu da koo sës ci li nga xamante ne mu ngi koy jàppale jëm ci Touba ak ci département Mbacké ci wàllu réalisation yi. jarul lim ndax ñu ngi koy dund lu ci bari. ci wàllu assainissement. ay jéego yu ba def nañ ci. kon yaa ngi fees dell ak ndox. loolu mënul ñàkk. kon ñi ndox mi bari na de sëñ Gallo. waaw d'accord nañ ci loolu mais dama ne assainissement liggéey sur la durée la man mi jam ñaajo lañ ma dénk am na ñu fay def dans 10 ans ay travaux dañ fa continuer assainissement bi def nañ ci ay jéego depuis 2012 2013. su gox bi yëpp ñu wër fii tout grande mosquée danaan taa tey c'est accessible. waa Touba ci kanam aussi jël na ci engagement yi def ci ay jéego ndax état bu def lépp assainissement ça coûte excessivement cher quelle que soit la volonté de l'état da ngay def loo xamante ni tamit du jeex ndax Touba dëkk la boo xamante ni moom rek moo nekk dëkk bu Sénégal boo xam ne mënoo ne fii la yem dëkk yeneen dëkk yëpp. mën nga ne fii la commencé te fee la yem. Touba day màgg saa su ne te besoins yi tamit day yokk par rapport ak évolution population yi. kon ci fànn woowu loolu am solo la leneen li mooy hôpital ñu ko fiy tabax bu baax ci wàllu santé. fexe tabax fi autoroute Ila Touba pour man c'est l'investissement ëpp solo ci réew mi bu président la def ci Sénégal yokk na wàññi na bu baax a baax accident yi mu ngi yomb yokk confort pour nga voyager dina naxasal dina tax également liggéey bi gën a yomb gën a baax ci wàllu économie bu dee Mbacké ga ba dëkk travaux stade bi nga xamante ne président da ci jël engagement mu nekkoon préoccupation ndaw yi Mbacké tam travaux yi c'est en cours éclairage public tey Mbacké ak Touba foo mënti jaar lampadaires yi ñu nga foog comme ni ko def yeneen département yëpp ak yeneen communes yi adduction d'eau am na dëkk yoo xamante nii tey ak ci biir Mbacké wala biir Touba yoo Touba mooy ñu koy woowee sancaan yi amuñu woon ndox amuñu woon courant tey ñu si bëri si ñoom am nañu ndox am nañ courant Sam Thialé gii may wax diggante Mbacké ak Touba la nekk indépendance ba 2019 mosuñu am forage président de la ville Macky Sall def na fa ay forage sans compter yi nga xamante ne moom la def ci wàllu bourse sociale yi jàppale askan lan moo tax li nga wax yëpp ci wàllu ndox surtout côté boobu la ñuy taxaw parce que gis nañ ni jamono ji buñ ci tollee ci màggal gi problème mu ndax day poser jo ngi nii ñoom depuis des années dañuy def le constat li nga wax nii lépp tey bu doon jëmm na kon problème mu ndox du am non problème ndox mënta bañ a am nee naa la sànq démographie Touba dafay yokk saa su ne tey jo mii dëkk Mbour xam ne Mbour fu mu commencé ak fu mu yem di nga mën def say projection par rapport évolution bi mais évolution Touba démographique am évolution bi nga xamante moo am ci gox bi. mais da nga koy kàr Gallo planification aussi. loolu lay jàlleen prospective aussi bu fekkee da nga jiite da ngay xalaat di anticiper. moo tax gouverner c'est prévoir de. moo tax Touba nee naa la Sam Thialé am na forage Mbacké ñu ngi def ay forage ci wetu Ndiayène am na yeneen programme ci wàllu forage yu ñu def ci biir Touba loolu moom liggéey boobu président mu ngi ci te du jeex.
tey am na yéene àggale ko balaa mandat bii di jeex incha allah fas la yéene Touba gën a am ndox mi gën a fi bari te gën fee baax. plan d'urgence bi mu waxoon daaw bu mu ñëwee jàkkaarloo ak xalif général des Mourides fan la ci toll. plan d'urgence c'est en cours ci wàllum ndox meeg électricité beeg yoon yeeg assainissement mu wax ak xalif bi ne dina am loo xam ne dañ ko def ci bu muy jàmp lan ak lan la ci def boobaak léegi. wax naa la sànq ne dëkk bi fii yëpp am na lampadaire ñu fi def solaire mu def na ko Mbacké def na ko Touba programme national mais dafa am un volet spécial pour Touba lañ def ca Mbacké defuñ ko ci yeneen dëkk yi ndax dëkk bii dafa am cër bu ko yàlla jox bu sëñ Touba liggéey te président daal ñu xam ko bu baax ñu koy jàppale tamit di ko ci ñaax pour mu gën cee dolli assainissement bi travaux ñu ngi ci te it ñu ngi coordonné ak waa Touba ci kanam pour améliorer pour xool lu ñuy defee jonction pour nga liggéey bi gën a baax gën a yemb. waaw Gallo su may gis foofu damay jàpp ne échec bu rëy am na su ma gisee waa Touba ca kanam ñooy dugal ay tiwo di def li nu mel te loolu état lañ ko waroon a xaare ci dëkk boo xam ne daanaka structuré nañ ko loolu échec la. non loolu mënu ko jàpp comme échec. nee naa la assainissement ça demande beaucoup d'argent dafa la alal ju bëree bëri état mu ngi indi ndox état mu ngi indi ay lampes état mu ngi tabax hôpital état mu ngi defar stade état mu ngi def ay forage ba pare bëgg a def assainissement loolu dafa diis ci ndodd état moo tax population yi bu ñu jógee tamit am initiative privée pour accompagner état bi tabax dëkk bi loolu lañ ko defee lu baax a baax tey jàpp naa Sénégal ku ne war ngaa roy ci loolu ba dëkk ba nga dëkk nga góorgóorlu ba am initiative pour jàppale état ci wàllu woowu. ku mën a defar hôpital nga defar hôpital ku mën a defar maternité nga defar maternité boo demee Fouta wala dëkk yu bari poste santé ya fa nekk infirmier ya fa nekk dañoo tabax ay poste santé. di leen fay ay sage-femme di fay ay infirmier pour accompagner état ci wàllu développement. c'est parce que également tamit depuis 2012 liñ fi waxoon ci ay financement jëm ci wàllu assainissement lépp réalisé wuñ ko 2012 y a eu le plan d'urgence d'assainissement mu jël 9 milliards def ko ci biir dëkk bi mais boobaak léegi amaatul investissement ci côté boobu. waaw xam nga plan d'investissement un plan d'investissement il est par nature progressif du taxaw benn place. da ngay commencer évaluer xool li nga xamante ne mooy ay insuffisance nga budgétiser ut ay koppar pour àggale li nga war a def li am solo mooy yéene baa ngi fi y a une volonté politique manifeste pour accompagner le département de Mbacké accompagner Touba te loolu jàpp naa ne mooy li ëpp solo ci fànn boobu. loolu nekk na lu am solo Chérif xam naa peut-être mun naa saraxal volet politique bi. yéen ñi nga xam ne yéen ko fi teewal président gis nañ ne élection yi fi passé dañ ko fee duma yu métti jàppoo ne promesse non tenue yooyu wala tamit lu ci bëri yeggul loola ko waral wala yéen ci yéen la. élection yi li ci man sama référence ci wàllu woowu rek mooy li sëñ Mountakha Bassirou di wax ci moom nee na bu la kenn fay da nga liggéey Touba sëñ Touba ñoo la fay campagne bi loolu lañ doon wax population dañ ne ñun suñu intérêt tey mooy ñu loolu sëñ bi wax ñu jëfal ko. leneen li ci wàllu politique mooy jéego yu ñu def fii ci département Mbacké mën naa ne amul benn département bu ko def élection présidentielle yi weesu ndax élection présidentielle ku ne si ñun da ngay génn woteel président ñu wàññi département de Mbacké sur les 35 départements du Sénégal 12 ñooñu ci raw ñoo raw Kaolack ak Safurla ñoo raw Saint-Louis ñoo raw Guédiawaye ñoo ëppale score ci wàllu suffrage Linguère ñoo ëppale score yeneen dëkk yi. yu bari Kaffrine fépp. mais population bi aussi fii la ëppee. population bi boo xoolee ratio bi ngeen am par rapport ak réew mi 129000 voix la am ñoom ñu amoon 37000 voix donc différence bi bari na quoi. non li ma si bëgg a wax mooy la progression. élection ay jéego la ñuy def bu dee Mbacké par exemple nga ñu dëkk élection yi 2014 mooy référence bi. APR coalition Benno Bokk Yaakaar 2004 voix la bon. 2 ans après on était à 12000 voix loolu liggéeyu responsable yi fi nekk la di sensibiliser population yi par rapport ak loolu mais nag li ñuy mën a wax aussi tamit dëgg mooy dañu fee fekk benn déficit après 2012 dafa indi déficit parce que fii dafa newoon bastion PDS bastion Abdoulaye Wade mu nekk loo xamante ni tamit neexul a dindi te it ñu ngi doon def ay jéego pour améliorer constamment espoir yi def ci wàllu woowu ci wàllu. bala ñu ñëw ci épidémie bi ci mbas bi ak sensibilisation bëgg nañ aussi yéen Mbacké ngeen nekk di fa militer rajo ba fa la nekk. est-ce que dëkk boobu di Mbacké tiré na profit ci Touba ba mën cee gagner ci terme d'infrastructure ak jëmm. waaw loolu moom des na. jàpp naa ne que li ko waral fondamentalement mooy vision ñi nga xamante ne ñoo yor municipalité bi
parce que loolu dama koy wax saa su ne dañoo bëgg tey Mbacké tirer profit ci proximité ak Touba fexe ba ñaari dëkk yi ñaari benn dëkk la fi mu ne nii waaye ñaari benn agglomération waaye ñaari commune la dañu war a teg ay plan yoo xamante ni dafay ànd nekk benn te loolu amagut moo tax loolu dafa des ci wàllu bu bëri kon li ñuy sant ñun mooy président jéego yi mu def Mbacké fexe ba Mbacké gis boppam ci li yore réew mi te ñun loolu saa su ne toll lay wax mais ci wàllu gestion communale ci wàllu gestion stratégique ci wàllu développement local des na ndax équipe municipale bi fi nekk tamit jàpp naa ne amuñu xarañte. waaw est-ce que nekkoo opposant bu adversaire am la Abdou Mbacké Ndaw lay waxal adversaire am la. Gallo da ngay yóotu 16 am. waaw damay yóotu 16 am ngir liggéey Mbacké. loolu mooy li ma nekk te it loolu accès guñ ci ndaxte dañoo nekk ci parti boo xamante ne ni tamit dañuy suivre ay orientation bu dee même si bu dee am nañ ay ambition pour Mbacké waaye li may wax nii dafa weesu politique ça dafa concerner stratégie management public tey Touba am Mbacké benn dëkk la war nañ mën a fexe ba li nga xamante ne nii même Touba ci kanam les programmes yi ñuy def mën a am impact au niveau de Mbacké parce que boo defee tey ces canalisations te agsi wul Mbacké liy déversé wu après fa lay ñëw te it benn dëkk la kon foog loolu réflexion boobu mu am tey jàpp naa tamit dañ ko war a mettre en œuvre. ñu wax ci mbas mi peut-être. waaw mbas mi ba léegi nekkoon na lu métti tolluwaay bi gisoon nañ fi dëkk bi chauffeur yeeg ndaw yi génn fi taal pneu loolu noonu yéen ban taxawaay ngeen ci amoon ngeen jàppale ndax gis nañ président génne woon xaalis ngir jàpp bu baax a baax mais secteur transport xam nañu fii ci Touba dox na waaye amoon ay jamono mu métti suñ dem xayma jàpp nga ne am na dellu ginnaaw boo xam ne diwaanu Mbacké. waaw loolu mouvement spontané la woon te jàpp naa ne bi si sëñ bi waxee boobu ba léegi jeex na te dootu fi amati loolu moom benn fànn bi la leneen li mooy suñu taxawaay en tant que responsable politique mooy accompagner bépp initiative bi état jël au niveau local te maa ngi wax ak waa population Mbacké ñu may déglu ñu may gis mbas bi dañ ci am taxawaay bu wér. jàppale poste de santé yi renforcer leen ci wàllu ay équipement ci wàllu ay jumtukaay ay thermoflash matériel pour équipement au niveau des postes de santé joxe ay masques accompagner population ci wàllu vivre génne lu mat presque 10 millions jënd ko ci ay vivre def ko jox population yi Mbacké te it du man rek maa ko def am na ñeneen ñu ko def. mais Gallo ci loolu dañuy laaj question ana masque yi parce que fii booy dox ci mbedd mi quand même gis ñi nga xamante ne ñoom ñooy takk masque yi ci lieu public yi bariwul or le xalif gis nga ko day insister ci nit ñi ñu takk masque yi di respecter gestes barrières. Mais est-ce que le masque est accessible quand même à la population lambda? Pour man accessibilité pour man dañu war a renforcer rek le plaidoyer ndax it jàpp naa ne même bu doon junni lay jël junni bu ñu gisee xalif bi takk masque rek ku ne war naa góorgóorlu amul masque kon ci fànn woowu foofu la ñuy wax population yi pour ñu gën a bàyyi xel li nga xamante ne mooy modèle ak exemplarité bi nga xamante ne moom la sëñ bi di joxe. ci fànn woowu da jàpp naa ne population yi war a gën a góorgóorlu ci fànn woowu fexe ba sëñ bi ni mu bëgg. ñu ne ci te it di xool li muy def pour mën koo roy ci wàllu woowu kon jàpp naa du njëgu njëkk waaye dañu war renforcer population yi renforcer leen parce que tamit nit ñi bu ñu jàppee ne. mbas mi amut bu ñu jàppee ne mbas mi jeex na. pour nga renverser leen tegloo leen ay mbas nekk lu yomb. mais quand même doguma la mais fii ci Touba wala boog sax région bu Diourbel Jo. boo ma weddi def na liggéey bu am solo. loolu ça rappelle les débuts le premier cas de Touba juróom benn toole cas yi bëri woon na fii à chaque fois Yaramma voilà ñu leen tudd ay cas communautaire cas yi bëri woon na cas contact yi mais dañu xëy rek gis taxawaay bu am solo boo xam ne ñi nga xam ne ñoom ñoo yëngatu ci wàllum wér-gu-yaram def nañ ko ci ba léegi pratiquement cas yi wàññeeku na kon mu mel ni quand même ñi nekk fii autorités yi def nañ ci jéego yu am solo ci xeex mbas mi. waaw autorité nekk si au niveau de département de Mbacké wax dëgg yàlla am nañ taxawaay bu baax bu mat sëkk ci wàllu prévention ak ci wàllu sensibilisation ak ci wàllu traitement ak ci wàllu traitement ci fànn damay remercier bu baax a baax tous les acteurs ak autorités yi nga xamante ñoo yow wàllu santé fii département bi je le dis en tant que ancien DRH du ministère de la santé xam nañ bu baax a baax taxawaay bi ñu am ndax tey département Mbacké tey ci loolu ci bilan bi la bokk amul tey benn poste santé ngay gis au niveau du département boo amul infirmier amul sage-femme amul ambulance te 2012 amul woon kon loolu aussi seen taxawaay la ak it accompagnement bi état def pour renforcer
la prévention ak la lutte contre les maladies en général ak acteurs politiques yi nga xam tamit seen taxawaay rafet na ndax kenn ku ne si ñun ci li nga man def nga ay jéego pour que mas mi dellu ginnaaw en respectant mais engagement communautaire boobu est-ce que yéen approprié ngeen ko en tant qu'acteur politique parce que ni ngeen di mobiliser seeni militants bu campagne jotee wala président wala ñëw su ngeen ko defoon xëy na ci ñaax leen ci xeex mbas mi wala takk masque yi xëy na di effort dina gën a am ay masques yu ñu mën a waaw noyyee wala t-shirt yi galoor par exemple li nga daa jëndee t-shirt comme président tey mobiliser amut ak yooyu ñu jëndee koy masque jox defaree pancarte yi kii ak nataal yi waaw loolu moom maanaam action politique continue la mais li nga xamante ne mooy li am solo mooy li wax sax mooy dañuy jéem saa su ne di nekk présent jo mi li nga xam na ko ñun on est présent constamment à Mbacké tey dañoo dina ñoom seen ay jafe-jafe tey lépp luy nekk bu ñu gëstu dañuy gis li ngay def nag saa su ne jarul di wax ndax population ñoom ñu ngi xam li ngay def ak li ngay def ci ay jéego ci wàllu masque jox nañ liñ génn ci budget jënd ci masque jox population Mbacké du jeex. ana masque yi. masque nag nekkul c'est un bien périssable. boo ko jëndee tey suba mu jeex wala mu réer wala tamit nga sànni ko. mais y a des masques lavables quand même xanaa bu ñu jëndee yi nga dañoo jàppale ak tailleur Mbacké yu si bëri dañoo la jàppale ñuy defar ay masques am ay jeunes ay mouvement de femmes waa conseil communal de la jeunesse jóg pour renforcer masques yi di jël suñu koppar jox leen ko ñu dem commander ay masques jox population yi waaye nag mbas mi dafa yàgg 6 mois la waaye loolu moo tax tamit mu am un petit relâchement et ça se comprend. parce que épidémie boo gis bu commencé ñun ñi ñëpp am na ñoon taxawee am nooy tiite nooy raxasoo de manière permanente loolu muy wàññeeku même individuellement. mais télévision Futurs Médias moom wàññiwul xeex bi dafa gën a dëgëral. chaque jour ak yeneen lan moo tax parce que surtout contexte bi ñu koy defee nii ak màggal gi yaa ngi doon wax sànq maanaam exemple bi nga xamante ni xalif général des mourides sëñ Mountakha mi ngi koy def moom ci boppam takk masque kilifa yi yor yoon wi ñoom ñëpp di takk masque gis nga message baa ngi jàll ci TFM ak média yu bëri sakantuma ak taalibe yi li koy waral mooy boo xoolee monde bi événement yu bëri dañ ko annulé amul fii nag bon ñu def ko défi annulé ko xam ni sëñ bi am na kilifa yoo xamante ni su ko sàkkoo ci taalibe yi daañu ci ànd ak moom gis nga porte ki nga xamante ne communication bi sëñ Abdou Ahad wax na ko ci Walf Quotidien Sénégal nekk 2e war nañoo xeex ba nga xamante ni buñ jógee ci màggal gu ne on a perdu cette place non loolu dafa nekk liggéey bu war a sax ndaxte mas mi dañ ci war a tirer ay leçons ci wàllu comportement ci wàllu joxe loxo ci wàllu raxasu ci wàllu set loolu même bu dul mbas mi am na yeneen feebar yu fi nekk yuy faat xale yi ci wàllu hygiène ci wàllu feebar ci wàllu jaare yi feebar yi di daw biir donc ci wàllu yu bëri dañu war a renforcer hygiène ci marché yi fi ñuy bërëbu jaay ko fi ñuy jaayee ci mbooloo yi loolu dafa war a sax ci réew mi tey ku nekk si ñu dafa am responsabilité dafa nekk responsable individuel mais également responsable collectif dañ ci war a bàyyi xel bu baax a baax tey warul am relâchement au niveau ci kilifa yi dañoo war a continuer di ñaax askan wi ci wàllu prévention ci wàllu set ndax Sénégal ñu ngi ci 21e siècle tey waruñoo tax toll fii di wax nit ñi nañuy raxasu wala nañuy wàññi ay saafante yu bari waaye nag plaidoyer mënul xëy lépp sotti lépp baax travail longue haleine la dañ ci war a jàpp ñun ñëpp aussi yéen tamit en tant que journaliste en tant que média seen rôle ak seen responsabilité bi dañ ko war a partager population yi pour que ñu sax pour jàppale population. média yi ñu ngi koy def mbas mi commencé ba léegi moom média yi dañoo dugal seen loxo ci xeex mbas mi maa ngi koy wax sànq on avait un programme bu ñu dippee woon Pafara miroir Covid 19. gis nañ mbas mi jeex na lu yàgg ñu koy continuer di ko def di dem di jël ñoom di jël ba États-Unis fu nekk fu Sénégalais nekk di xool seen tolluwaay je crois que c'est important mais surtout insister sur le port de masque. parce que tamit ni ko Chérif waxee moom mooy réalité gis nañu ne responsable politique yi à chaque fois dañu dugal seen loxo ci communauté bi rawatina bu ñu amee ay xew defar seen ay t-shirt ay pancarte mais koppar yooyu aussi c'est vrai que yéen a ngi defar ay masques mais da nga ne xeex bi continuité la kon séddale masque bi aussi dafa war a nekk continuité mais ñu jox surtout askan bi ay masques yoo xam ne c'est des masques confortables parce que am na masque yoo xam ne ni ñu koy defaree takk ko moom ñàkk takk masque sax ñoom ñoo yem donc c'est important ñuy dellu siwaat ci volet boobu gis nañu Serigne Mountakha Bachir yaakaar naa ni image bi mun nañ ko am tonton mag avant ñuy tàggoo mu takk masque
loolu rek moom mooy wane ne ku tedd ki xam na bu baax jamono fi mu toll porte parole bi aussi ñu ngi koy gis gisoon nañu respect distanciation physique ci biir jumaay Touba bu ñu daan julli c'est vrai que sàppe bi dafa war a jege mais tolluwaayu àddina moom moo ko laaj kon jo peut-être avant ñu jox Gallo yow yaa ngi Touba gis nga ni c'était pas facile le combat mais xalif général des Mourides def na ci taxawaay boo xam ne àddina yëpp ñoo ko rafetlu. gis nga Faty li ñu mën a wax ci xalif bi lu mu def mooy dafa jàngale fi nga xamee ne nguur gi foofu la échoué ci inciter les Sénégalais à porter le masque foofu la xalif bi jàngale te je crois qu'il a réussi fi mu réussir moom mooy gis nañ ci jumaay Touba tout au long de la pandémie te mu ngi continuer ba léegi amul benn yoon boo xam ne tëj nañ ko mais dafa jàngale ne mun nañu continuer di toppatoo suñu diine di toppatoo suñu àdduna te du tee ñu mën a dund ak li nga xam ne mooy jàngoro ji de la même manière aussi fii am na ay jamono yoo xam ne maa ngi koy wax sànq en off avant yu yëg plateau pour nga gisoon ku takk masque ci yenn barab yi attraction lay nekk da ngay takk masque dem ci benn barab dañ lay xool daanaka da ngay mel ni ci zoo nga nekk dañ lay waaw mais léegi depuis que xalif bi dañ lay jàpp kañ quoi pour yow gëmoo sax dañuy dem ba sax di nattable sa gëm-gëm ci Serigne Touba ak yooyu te mbir mi nekkul foofu Serigne Mountakha def ko jël kaalaam bu njëkk interprétation yi bari mu xam ne xëy na peut-être le message n'est pas bien passé comme il a voulu mu jël nag dëgg li nga xam ne mooy masque comme ni ko ñëpp di defee mu wone sëñ bi xam nañ ne dara mënu koo jot waaye juste day jàngale rek pour nit ñi mën a roy ci li nga xam ne mooy action yi muy def donc nit ñi de plus en plus xëy na bareegul trop mais de plus en plus nit ñaa ngi gën a adopté masques yi et je crois que le programme des 5 millions de masques bu ñëwee également nga xam ne moom moo ko initié également dina voilà image yaa ngi daw gis nga xam nga lii nu mu rafete vraiment nekk na loo xam ne exemple la ci yoon bi nekk na exemple ci également ci Sénégal donc programme 5 millions yi bu ñëwee zone périphérique yi parce que moom ngeen doon wax Gallo mais il n'a pas totalement répondu à la question parce que tamit yor say masque jox ko say militant kese bàyyi quartier périphérique tu règles pas totalement la question quartier périphérique yi amuñu xëy na lu ñu lekk amuñu lu ñu naan fii la ñuy ñëw profito ci xéewalu Serigne Touba yi kooku nag boo ko bëgg a jëndloo masque 200 wala 300 par jour dépense quotidienne la talu ko mais ñoom li ñu war a mën a def moom mooy au-delà de leurs militants ñu dem ci dans les zones périphériques distribuer les masques bu ko defee askan wi takk ko bu baax a baax loolu daal laa yagal ne bu ñu ko defee masque généralisé dina am au niveau du Magal de Touba. est-ce que am na justement au-delà de ça dispositif distribution masque parce que 5 millions de masques bari na gis nañ ni nit ñaa ngi commencé ñëw di contribuer. xaalis bi jox na la communauté mouride la communauté Baye Fall ñoom la séddale ñoom la jox cëru séddale masque yi parce que xam nañ ne xëy na bu ñu ko defee organisation bi ci war ku ne xam na Baye Fall ak dëggu ak nangoo liggéeyal Sëñ Touba donc jox nañ la communauté Baye Fall ñoom ñoo ko war a séddale et je suis certain que li fiy daj ci ay pèlerins ci màggal bu Touba ak ñi nga xam ne ñoom ñoo fi dëkk masque du manqué ren incha allah. yal na yàlla gën a dëgëral taxawaayam borom mbégte mi Serigne Mountakha Bachir mooy sunu mbégte Pape Fara. waaw xanaa rek di wax ne am na solo lool 5 millions de masques waaye tamit bu ñu fàtte déchets yi après yi ñuy sànn 5 millions. desaat ci dëkk yi ñuy indi gestion boobu yaakaar naa autorité locale yi nekk fii nañu bàyyi xel parce que mun na indiwaat. yeneen i jàngoro yoo xam ne yu doy waar la. laata ñuy dalal Mame Birame Chérif ñu desee ak suñu invité peut-être nga am loo sànni rek ci li ñu wax muy que Touba modèle la ci fànn yëpp gis nañu ni mu ko waxee Touba ca kanam. ñi nga xam ne jël nañ ko am ndigalul xalif bi taxaw defaraatal seen bopp dëkk bi téyal ko seen bopp xaaruñu si kenn ñu gis mbas mi mu ñëw coow li bëri sëñ Mountakha ne nañ takk masque ñi yëngatu ci wàllu wér-gu-yaram def ci liggéey bu am solo comme ni nga ko waxee peut-être du Mbàkke rek moo ci war a tirer profit mais ñi ci war a gis seen bopp bari na. waaw modèle yoo xamante ni mën na inspiré te gis nañ ni commencé na di def ay émules yaa ngi koy wax sànq mooy maanaam communauté mouride yu ci bëri bu amee duñ ci xaar état parce que ni ñu koy waxee te démb sëñ docteur Khadim Sylla mi ñu invité ci parti wax na ko sëñ Touba ci boppam moo njëkk a joxe exemple gis nañ ni déjà bi ni tabax jumaa ji gis nañ chemin de fer bi et cetera njabootam tabax yi nga xamante ni contribution yi ni def te loolu la am solo jox nga exemple Touba ci kanam fi ñu nekk nii di résidence Khadim Rassoul léeg-léeg nga gis ni palais la président bu mën a ñëw fanaan lay dalal gis nañ fi même président Iran et cetera ñëw fii ñu dalal ko fii ak njiitu réew président fii la daan fanaan ak président yi ko fi jiitu yëpp sëñ Abdou Lahad defoon ko fii muy loo xamante ni lu am solo la ci wàllu
infrastructure fii ñu nekk ni ci kaw la même chose boo xoolee amul dara loo xamante ni ñee nañ ko ay hôtel yi nga xamante ne ay hôtel 5 étoiles la parce que ay chambre la yoo xamante ni confort ak fi fu gan mën a ñëw dayoo joo mën a am ci wàllu màggaay boo ñëwee mën a la fi dalal donc loolu lépp te ay taalibe ko def ci à travers les xalif généraux yi nga xamante ni ku ci nekk boo ñëwee am na liggéey boo xamante ni def nañ ko fii démb lañ doon célébrer par exemple première année Massalikul Jinaan ku ne xam na ni boo xoolee en Afrique bokk na ci jumaa yi surtout Afrique de l'Ouest mooy jumaa ji gën a mag loolu lépp gis nga ko contribution communauté talibé yi la muy loo xam ne am na solo jumaa ji la même chose te biir jo mi ngi ne duñu bàyyi ñu wax loo xamante ne amul am na yeneen i bërëb yoo xamante ne en terme d' infrastructure ñi koy wax Matlaboul Fawzayni la même chose hôpital la boo xamante ni daan na ko ay université mu yeneen i chantier yoo xamante ni képp koo xamante daal wuutu nga fi sëñ Touba boo ñëwee am na jéego yoo xamante def nga ko boo demee ba borom bi moom la keneen ku ñëwit continuer liggéey bi et je pense que nga wax modèle la yoo xamante ni on doit s'en inspirer muy loo xamante ne aussi ngëneel la ci Sénégal ils sont organisés dëkk la boo xam ne Gallo mi ngi koy wax sànq ni muy màggee dafa jéggi dayoo bala nga koy xam nga gëj ci benn gox bu sori nga toog ñaari at boo fay demaat soo mooy tuulee dañ lay jël si parce que di nga fa fekk ñu defar yoon yi di nga fekk ñu tabax kër yi di nga fekk ñu xëcc ndox mi xëcc courant bi loolu nag moom mooy wane rek Pastef bi nga xam ne taalibe yi am nañ ko bëgg dëkk si fii ci dëkku Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul mi ñu yaakaar tey ak ëllëg loolu nag moom la doon nag parenthèse boo xam ne ibbi nañ ko nii lay demee nag ba su màggal incha allahu rabbi ñu fas yéene waxtaan ak yéen xam ngeen ne à partir de demain dinañu tànnati ci Cheikh Serigne Touba yi kenn mënut a wax seen i jaloore xajul ci suñu dund gu xeebu gi waxuma la ak benn émission mais dañuy barkeelu indi leen fii ñu wax waaye itam daañu ànd à partir de demain ak ñi nga xam ne itam ñoom ñooy jàngkatu xasida yi mbind mi ni ngeen koy waxee gis nga ñu naan Touba ak doxalin bi lépp borom Touba da koo bind misaal mi xasida yi bëri na jàngkat yi di ko jëmmal ñu leen di nuyu di leen ziar fu ñu mën a nekk di ziar encore une fois bépp taalibe képp kuy safoo télévision Futur Média moo xam foo mën a nekk si àddina yaa ngi seetaan ñu ngi lay ànd ak yow mbégte mi nga xam ne dugg nañ ci muy safar gi xam ngeen ne safar gi itam bu fi duggee Touba Mbacké jo doo ma weddi daanaka léppay changé saa yu duggee ci safar léppay changé premier safar bu xesee ba teru comme on dit da ngay gis sax ci kër yi nit ñi di peinture comme ni ko Pape Fare waxee sànq ci sujet chronique am bi préparatif yi day am ñoo xam ne nattu safar la ñuy def nattu màggal gi bu ñu teggee def lépp ci bernde yi de la même manière également état bi ni muy préparé noonu la famille di préparé bu baax a baax waaw. mu ngi noonu loolu nag dañ koy wéyal rek Papa xam naa ci kanam tuuti maam Biram dina jëw sànni kàddu laata ñuy tàggoo pare ñu digle daje ngoon incha allah. waaw incha allah am mbégte kontaan te teewaat fi rek. di yaakaar ne sénégalais yi nekk diaspora mënuñoo ñëw ndax mbas mi. ñeneen ñi nekk tamit mënuñoo ñëw ndax contrainte télévision Futur Média dina leen gunge lépp loo xam ne reportage la ak lu ñu war a xam ci dëkk bu sell bi incha allah dinañ leen ko dégtal Fatick. jërëjëf Fafara dinañ dalal maam Biram waaye itam dinañ dalal Chérif waa Touba ca kanam ñoom it yegsi nañu comme ni nga ko waxee ñu def liggéey bu am solo Fara tout à l'heure incha allah. waaw liggéey bu am solo la boo xamante ni wax nga sànq ci wàllu assainissement fan yi gis nañ ñu doon def benn concept bu am solo mooy jaayante. su ko defee talibé yi ñi nga xamante ni ku nekk loola yàlla may ci xéwal nga daal di koy dugal ci collecte jo liñ collecté woon ci milliards bari woon na. 1 milliard 400. jot nañu en un mois. 8 août 8 septembre. ñu am 1 milliard 400 loolu performance la quoi. très bien très bien Gallo ñu digle daje beneen yoon on a été quand même ravi de te recevoir ci plateau bi mbégte la ñu dalal doomu dëkk bi mu nekk itam responsable politique koo xam ne mi ngi bay waaram quand même quoi que l'on puisse dire fële ca pôle urbain yu Diamniadio ñu ngi lay sant la gërëm dig la daje beneen yoon. merci beaucoup am nañu mbégte bu baax a baax participer ci waxtaan bi. plaisir partagé c'est vrai que am na question yu bëri mën a xóotal maa ngi sama xarit jo mu may xaw a sonal tuuti. waaye c'est une bonne initiative ñu leen di féliciter encore une fois seen taxawaay. merci beaucoup kontaan nañu ñoo bokk suñu Bawol Gallo Bala moom moo ni ko Mouhamed Jojo waxee pardon dëkk fii ci Mbacké nekk responsable politique Touba ak Mbacké benn la rek ay nit ñëpp ay doomu Bawol lañu ñu koy jaajëfal bu baax a baax léegi une petite pause ñu dalal sunu invité Touba ca kanam ak Mame Biram Diouf daal di wéyal. salaatu lazi fi kulli sahrin wa fi safar hamani hala mahin mal absa wa safar alhamdulillah. Grand Magal de Touba 1442 ou édition 2020.
télévision Futur Média fas yéene dem Touba Mbacké sant la ji Xaadimu Rasuul boromam nar ko jaarale ci suñu support yépp moo xam télé bi rajo bi journal bi site bi ak yeneeni support dinañ leen woon lépp lu xew ci dëkku Touba Mbacké jaarale ko ci ay reportage ay documentaire ay plateau di gëstu yoo xam ne dina mel ni da ngeen a teew ci dëkku Xaadimu Rasuul man dinaa fa teew Chérif Dia Pape Djibril Fall ñu ànd fësal liggéeyu Xaadimu Rasuul. Mesdames, Messieurs, retenez bien la date, le mardi 6 octobre, Inch'Allah, la communauté mouride célèbre le 18 Safar ou le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba. Comme vous le savez, c'est un jour de victoire de l'islam. Du coup, la télévision Futur Média, comme à son habitude, sera au cœur de cet événement religieux avec un avant, pendant et après le Magal afin de vous permettre de le vivre où que vous soyez dans le monde. N'oublions pas également cette consigne du khalife général des Mourides. Portons nos masques et tenons compte du contexte. صلاة الذي في كل سهر وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر صلاة الذي في كل سير وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر صلاة ñu jaajëfal bu baax a baax sunu téléspectateurs yi Mame Birame Diouf itam yegsi na moom it ku nu xam la ci télévision Futur Média moom mooy coordonnateur info du matin waaye itam daf ñuy gunge ci xew-xewu diine yu am solo Mame Birame ñu ngi lay nuyu di la dalal. Soxna Fatou ñu ngi lay ziar di la nuyu di nuyu suñu mbokk téléspectateurs yi di nuyu it Chérif Dia nuyu Mohamed Jo Diop di ko gërëm it ci dalal bi wax ko sànq nuyu suñu deuxième invité di Mame Thierno Ndiaye yor lépp loo xam jëm na ci réalisation ci Touba ci kanam di sant suñu borom Fati ba ñu fekkee jëm ci bis bu sell bi nga xam mooy màggal bi ñu koy waajal jamono ji mu ngi noonu Mame Birame Diouf moom it daf ñuy gunge ci kattanu yàlla suñu invité Birame junj na ko Mame Thierno Ndiaye lay wuyoo responsable réalisation Touba ca kanam sëñ Mame Thierno ñu ngi lay nuyu. asalaamaaleykum soxna Fatou ñu ngi lay nuyu. di nuyu waa TFM yëpp. di siyaare bu baax sëñ Mountakha Mbacké xalif général de Mouride. di ñëw rek ci laaj bi. très bien ku la gis xam ne nag ca waar wa nga jógee. yéen a ngi ci ni nga ko waxee rek maa ngi ci waar wi nii moo tax sax ci fa laa jógee ñëw fii. waaw très bien Chérif Jo Mame Birame je crois que mën nañ ci dugg. dañ ko laaj waar wi lan la parce que gis nañ dëkk bi yëpp ñoo ngi ko gas. macha allah xamuñ fan lañ toll exactement et bëggoon nañ ko xam. Touba ca kanam. waaw ñu ngi leen di nuyu bu baax di wax ne comme noonu nga ko waxee ku nekk xam na ne Touba ci kanam gannaaw bi ñu amee ndigalul Serigne Mountakha Mbacké mu boole ñu ak Serigne Bassirou Abdou Khadir ci liggéey bi nga xam ne sumb nañ ko muy opération defar yoon yi mu nekk loo xamante ne bii liggéey bu rëy la bi ñu duggee ci dëkk bi xool fan la problème yi gën a nekk am nañ 21 sites yoo xamante ne bii ay sites yu urgence la yoo xam ne yenn yi war nañ ko def piste maanaam tali yenn yi war nañ ko def évacuation maanaam assainir ko yeneen yi war nañ ko def sëkk boo xamante ne bii dañuy décaper liñ fa fekk vider ko sëkk boo xamante ne bii oto yi dinañ fa mën a jaar comme tali. ci biir loolu comme ni nga ko waxee Mohamed dëkk bi gas nañ lu bari piste yi tamit mi ngi en cours mais incha allah lépp dina egg te. bu ñu ñëwee ci biir waxtaan bi dinaa la ko faram-fàcceel benn par benn. mais gis nañ par exemple Fati. Shell bi. booy dugg Touba ci 2x2 voies yi. travaux yi mel ni lu xaw a yéex tuuti est-ce que du problème technique ngeen dajal. sëñ Mohamed waaw foofu dëgg la dafa nekk bi nga xam ne moo ci gën a compliqué. te li ñuy defar vraiment bëgguñu ko def mu nekk loo xam ne du yàgg. dañu wax ne voilà bëgguñu ko sorxo dañu bëgg a def loo xam ne lu durable la. mais yàkkamti na nag de. ci kaw loolu nag bett nañu mais teewul dinañ def lu baax. foofu ñu ngi fa am benn programme boo xam ne. dañu jóge ci sel bi boo jógee Mbacke ba ñëw ba ci sel bi da ngay jógee foofu. assainir ko mu ñëw ba ci tali bi nga xam ne moo jógee Mbay Wàdd da ngay taxaw foofu. jëliwaat li jógee Mbay Wàdd yaa ngi jóge ca usine xorom ba. boo jëlee ci usine xorom ba yaa ngi jàdd ñëw ba ci Mbay Wàdd loolu lépp dañ ko assainir
am nañ foofu 2 rajo yoo xamante ne bi ñoo war a ànd ak tuyaux yi pour andi ndox mi ci kaw tali bi bu ko defee bu ñëwee ba fii ma lay wax nii dafa am benn base à eau bu fay nekk benn regard boo xamante ne bi pompage lay doon à partir de foofu la koy pomper muy dem ci rond-point garage Dakar bi ci canal bu mag bi nga xam ne moo nekkoon foofu. loolu moo tax liggéey bi xaw a jël temps ndax dafa am technique bu ci nekk comme ni nga ko waxee. justement Mame Thierno wax nga ko sànq liggéey bi da ngeen ko bëgg a def waaye mu durable ni ñu koy waxee bañ a mel ni liggéey yi nga xam ne nga koy def pare ci mu tawaat mbala beneen jour voilà mbir yi ñëwaat mel ni kenn defarul woon expertise bi nekk ci biir Touba ci kanam kenn na tablewul ko mais justement technicité bi ci nekk ak service décentralisé état yi ñeel surtout assainissement na ngeen ciy liggéeyee avant projet bi ak actuellement lan mooy échange bi ci wàllu expertise boobu. waaw niñ ciy liggéey mooy dañoo am ay ingénieur am nañ ingénieur yoo xam dañu nekk permanent am yeneen groupe ingénieur yoo xam ne dañu jaayante ngir jàppale Touba ci kanam ñu leen di wax réseau Mouride ñu nekk Dakar ak Thiès ñooñu wàllu études yi ak wàllu contrôle bi ñoom ñoo ko yore léegi nag ñi nga xam ne ñoo nekk Touba ñooñu ñoo yore liggéey bi ci ni nga ko waxee am nañ pôle yoo xamante ne bi dañu am pôle topographie am pôle boo xamante ne bi day nekk géotechnique maanaam waa géotechniciens yi quoi am beneen pôle boo xam ne ay hydrauliciens lañ donc day mel ne kon liggéey bi jumtuwaay yi mu war a am yëpp teg nañ ko ci biir liggéey bi tamit daf ci am yooyu corps yoo xam ne dañ ko jël jox ko ay entreprise maanaam dañ ko def appel d'offre jox ko ay entreprise yoo xamante ne bi ñoom ñoo ñu koy yoral ndax ñun mënuñu yor lépp daal. tey bu ngeen doon def bilan à mi parcours fan la liggéey bi toll. waaw buñ ko doon def mën naa ne site bu nekk mën naa wax pourcentage am. mais en global boo ko doon wax di nga am ay 75% daal. ah c'est bien. man ci timing bi laa doon ñëw maanaam travaux yi ni nga ko defee fekk màggal gi ñëw parce que jo mi ngi koy wax gis na ni foo dem waxi nañ ko même si caterpillar yi ñi ngi ci est-ce que jàpp ngeen ni fii ak ñuy jëm semaine prochaine mbir yi di ngeen ko régler étant donné que ay nit ñi ñoo fi daje te mën na am ay risques. waaw incha allah mooy ni ma ko waxee woon sànq rek. fii ak une semaine incha allah bëgg nañ terminer yàlla rek moo xam nag mais li ñu am ci timing lim ñu jox mooy dina pare. li ñu am ci timing lim ñu jox mooy dina pare. fii ak une semaine ndax boo chantier bu ci nekk ñu ngi ci finition yi. mais entreprise yi ko gagné comme jël nañu engagement jël nañ xaalis wala ñu ko respecté. effectivement ñu ngi respecté délai yi. effectivement entreprise yooyu ko jël tamit yenn marché yi entreprise yi ñu ko jox dafa am délai donc ñoom ci li ñu wax ak ñoom dañuy respecté délai yi donc day mel ne kon ba léegi. day demaat ci suñ timing boobu ma la wax rek. est-ce que mun nga ñëw ci en terme de chiffre muy xaalis bi gis nañ ni collecte bi 8 août ba 8 septembre jot nañ am lu toll ci 1 milliard ak voilà 500 millions. mu am également benn pàcc boo xam dugal nañ ko ci yenn ci ay liggéey est-ce que mun nga leeral. montant global boobu noonu ak également voilà répartition bi ci am ak li ñu jot a dugal ci lii. waaw ku nekk xam na ne opération defar yoon wi li mu doon laaj. bokkul ak li nga xam ne moo nekk ci keesu Touba ci kanam. dafa nekk ñaari somme yoo xam ne bokkuñu. ndax Touba ci kanam opération defar yoon daf ko génneel projet spécial boo xam ne xaalis boobu mooy li nga wax noonu 1 milliard 500 et quelques yooyu. ci biir loolu nag booy xool liñ ci financé gun actuellement nii bëgguma joxe chiffre boo xamante ne parce que fii may wax ak yow tey am nañ valeur boo xam ne war na génn boo xamante ne bi dina laal kees gi bu baax a baax mooy li ñuy wax bii couche mooy dernière couche bi dem ci tali bi nga xam ne boo ko defee goudron rek nga fay lal mu jeex tey jii war na ci génne somme bu am solo moo tax bëgguma joxe chiffre di fausseté daal foofu moom loolu laa fa mën a wax muy dépassé estimation bu njëkk bi ñu defoon. waaw autour de 300 estimation bu njëkk bi ñu defoon nag 350 millions la woon. très bien waaw ndax mën nañoo ñëw ci liggéey bi en tant que tel sànq yaa ngi koy wax naan yaa ngi woon ci waar wi lan la dañuy dégg opération defar yoon bi. assainissement la jàllal ndox mi la defar pal yi la ndax mën nga dellu si ci opération defar yoon bi mooy lan ak lan la wundu. dëgg la soxna Fatou maa ngi ko doon junj sànq. mais opération defar yoon wi comme ni ma ko waxee fekk nañ ci dëkk bi urgence yoo xam ne bari na. biñ ci defee suñu étude liñ jot am 21 sites la yoo xam ne yu urgence la par rapport ak nawet bi ni mu fekkante ak màggal gi. ci biir loolu nag am na yoo xamante ne foog ñu defar ko tali
maanaam defar ko yoon bu baax bu praticable ku nekk xam na ne Kër Sëñ Ñaan Jóob yoon la boo xamante ne bii liy jaar foofu di dem Ndindi kenn mënu la wax nu mu toll. foofu liñ fay defar mooy tali bërki demb rek ñi ngi teg li ñuy wax bii couche bi daal. mooy goudron bi. donc day mel ne kon 4 sites Kër Sëñ Ñaan yoonu Daaru Sexaw ga ak Kër Ñang corniche vers Kër Ñang 4 sites yooyu boo xoolee daf mel ne piste lañ fa def maanaam tali daal ci gàttal. boo jëlee fi ñuy wax tokkoor ba mooy fi nga xamante ne bii mooy fi kii boobu amoon. yàlla na leen accident bi yàlla na yàlla yërëm leen. te xaaral àjjana foofu noonu liñ fay defar mooy assainissement boo ku nekk xam na ne yoon boobu li mu ëmb. ci Touba dafa rëy. ñi dem Asalem ñi dem Alié ñi dem Belal ñi dem dëkk yooyu yëpp foofu la ñuy jaaree. yoon boobu nag dafa amoon problème mu assainissement maanaam dafa coupé woon carrément nga xam ne amatul dem amul dikk. foofu dañ koy assainir. jële ko ci buntu tokkoor bi ba ci station Daaru Xudos ci biir loolu départ ba nag day am radier boo xamante ne bi tali ba dafa yàqu woon foofu dañ koy radier ba nga xamante ne bi tali bi day praticable amaan na beneen deuxième radier ci diggante bi boo ñëwee fii nag mooy fi ñuy wax Selba moom moo yóbbaale fi ñuy wax quartier Mbay Wàdd moom laa doon junj sànq da ngay jógee Selba assainir ko mu ñëw ba ci tali bi jóge Mbay Wàdd ànd ak li jóge Mbay Wàdd jëlaat ko nga def fa benn pompe de relevage boo xam ne dafay coûter cher lool sax boo xam ne da nga koy def ay pompe yu sophistique yoo xamante ne bi dinañ mën a jàllale ndox mi vite fait ak ndox mi lu mu bari bari nga jëlee ko foofu yóbbu ko rond-point garage Dakar kon day mel ne loolu mooy liggéey yu mag yi yeneen liggéey yi nag ay sëkk la sëkk bu ñu ko waxee mooy mën nga fekk yoon boo xam ne dégagement la nit ñi fa la ñuy jaar ci màggal gi dëgg-dëgg rawatina ci yoonu jannatu yi ak côté garage bu bees bi ak yoon yi nga xam ne yoonu garage Daaru Musti bi ak yooyu yoon yooyu fi la nit ñiy duggee dëgg-dëgg ndax Louga Thiès Dakar yoon yooyu buñ ñëwee dañ koy vider premièrement buñ ko vider ba mu set dañ koy décaper ndax suuf su bon si en général mooy téye ndox mi ba du jàll boo ko décaper ba jot bon sol bi ndox suuf su baax si après nag ci la ñuy soog a sëkk te suuf bi ñuy sëkkee tamit nekkul ne suuf buñ jël nii rek di ko sëkkee dañ ko yóbbu ci labo yi xool ko ba xam ne lii baax na ñu du amul ban ñu jël ko di ko sëkkee suuf bi mi ngi fii ci dëkk bu ñuy wax ngay ci côté Daaru Xafoor nga xam ne donte danañu coûter cher tamit teew dañ ko dem jëli rien que pour am li ñu bëgg suuf boobu boo ko sëkkee après da nga koy grader compacter ko bu ko defee nag foofu macha allah bu tawaatoon sax daf koy naan. mais justement liggéey boobu ngeen def travaux yi la chantier yi la mais est-ce que également am na ay volontaires yoo xam ne ni comme ñenn jafe-jafe yi nga xam ni voilà nit ñi dañ koy am bu tawee ci moo xam seen biir kër mbala ci mbedd yi maanaam esprit volontarisme boobu nga xam ne am na ci yegg ci ruq yi ni mu gën a gaawee dimbal nit ñi taxawu leen. effectivement liggéey boobu dafa yóbbaale loolu dafa yóbbaale ñi nga xam ne ay kër. ak ay mbedd yu xaw a ndaw donte dégagement yi moo ñu tax a jóg dëgg-dëgg du ñàkk am yoo xamante ne bi da nga koy décanter rien que pour waa kër ga mooy tax. yeeg yooyu waaw voilà ndax màggal gi booy xool côté Daaru Xudoos Daaru Minam ku nekk xam na ne mbedd yi taxul mu rëy mais ala kulli da nga koy defar waaw. léegi bu ñëwee ci ngàccum ndox mi parce que dañu gis ni quartier yi booy déplacé yu ci bëri am na ay ndox yoo xam ne dañu taa loolu seen compétence la bokk wala déet. dégg ndox mu taa mi ci mbedd yi. ci seen compétence la bokk Touba ci kanam pour jëlee ko fi wala bokk si. waaw moom laay wax xam na ni yëfu ONAS ci wàllu état mais comme yéen na ngeen jëlee initiative ngir wàllu assainissement est-ce que boole ngeen ko ci liggéey bi. effectivement boole nañ ko ci moom laay wax dañu tànn mbedd yi nga xam ne ñoo ëpp njariñ. ku nekk xam na ne Touba li fi taa ci mbedd mën na 200 300. mais nag ñun dañu jël mbedd yi nga xamante ne bii moo concerné màggal gi dëgg-dëgg. nga xamante ne bi oto yi bu ñu ñëwee dañ fay teggee oto yi bu ñu ñëwee foofu la ñuy jaare ndax ku nekk xam na ne route nationale yi en général dañuy occupé oto yi bu ñu ñëwee ba jub ko rek ba tàmbalee am kii rek da ngay gis ñu flèche gauche wala droite yooyu nag lañ repéré ba xam ne fii mooy màggal gi ñu dem ñun defar mbedd yooyu daal. opération defar yoon bi la ñu wax mais Touba ca kanam yamul foofu jo gisoon nañu assainissement yàgg nañ ci taxaw gis nañu sax loo xam ne peut-être ñun ñu dëkk Touba xamuñu ko woon muy oto mbalit gis nañu ñu liggéey ci ak ñi nga xam ne ñoom yor lu jëm ci wàllum cet gi service d'hygiène kon lu assainissement fii bu weesoo yoon yi aussi fan ak fan yan ak yan fànn la Touba ca kanam di dugal loxoom. waaw kay soxna Fatou comme ni nga ko waxee
Touba Ca Kanam avant opération defar yoon bi mi ngi woon ci liggéey bu am solo liggéey boobu bokkoon na ci début ba li ñu commencé woon mooy li ñu waxoon 7 projets phares yooyu assainissement nga ci woon santé adduction d'eau ak yeneen environnement ak yeneen en tant que président commission réalisation bu ma ci wax yaakaar naa mën naa cee wax lu bëree bëri xam naa dañ koy tënk rek mais ñi ngi ci toujours ñi ngi ci poste de santé yi ku nekk xam na ne actuellement am nañ 3 postes de santé yoo xam ne ñi ngi en cours malgré que am nañ 3 yu pare benn bi mi ngi liggéey 2 yi pare na bañ équipé ko waroon nañ ko inaugurer ci màggal gii nii sax donte def nañ léemu bi sëñ Bass Abdou Khadir ñëw na fa léemu na ko mais waroon nañ ko tijji daal ba muy fonctionner ma peut-être xaw na xat par rapport ak liggéey bi ñu engagé buñ jógee ci poste de santé yi comme ni ma ko waxee 6 postes de santé pour l'instant Touba Ca Kanam mi ngi koy liggéey na mi ngi ci daal 3 yi pare na 3 yi ci des ñi ngi en cours université bi ku nekk xam na ne Touba Ca Kanam jëloon na fi benn immeuble Air Prise 3 bu mag boo xam ne mi ngi coûté 850 millions boobu tamit mi ngi ci 3e niveau bi Air Prise 3 la mi ngi ci 3e niveau bi te 3e niveau boobu presque pare na donc day mel ne ñi ngi avancé loo technique yi moo ñu desee dans quelques jours daal buñ jógee ci loolu tamit ku nekk xam ne Touba Ca Kanam adduction d'eau mi ngi ci woon bu baax a baax maanaam dimbale quartier yi ba ñu am ndox ndax lu mel ne waa Maaw ku nekk xam ne Touba Ca Kanam day liggéey ak ñoom ndax Sëñ Muntaxa daf ñu boole ak ñoom ne ñu leen jàppale ñu ngi leen di jàppale ci forage yi pompe yi faral di panne ku nekk xam na ko yaa bu ma juumut changé nañ fi lu mat 7 wala 8 pompes yoo xam ne day coûter xaalis bu bëree bëri fii may waxee yow def nañ gëstu ba xam ne benn pompe paanul ci màggal bi avant màggal bi par rapport ak ni mu daan demee nga xam ne jafe-jafe ndox bi ñu daan dund voilà adduction d'eau ci côté quartier yi tamit branché leen ndox yoo tiwo yoo xamante ne bi day tax yenn quartier périphérique yi nga xam ne amuñ woon ndox dañuy am loolu à chaque fois dinañ ci am liste d'attente boo xam ne dina mat 50 malgré que dinañ liggéey lu mat 50 mais dinañ am liste d'attente bu mat 50 très bien kon day mel ne Touba Ca Kanam côté boobu tamit mi ngi ciy avancé ak lu mel ne daara yi alxuraan yi boobu tamit chaque année Touba Ca Kanam daf ci génne budget ren génne na ci budget boo xam ne toll na ci 70 millions di leen ko jàppale am na ñoo xam ne dañu am problème ay chambre am ñoo xam ne dañu am problème ay toilette am ñoo xam ne dañu am problème mu mbaar mu ñu jàngale moo tax Touba Ca Kanam def na ci liggéey bu rëy a rëy ci wàll googu. social bi peut-être ñu jeexale ci aussi gis nañu ay njaboot yoo xam ne seen loxo jotul seen gannaaw mais tey ginnaaw yàlla ak sëriñ bi ñu yaakaar Touba Ca Kanam dugal na loxoom fii ci seen dundin fii gën a baax. waaw social bi mënu ma woon a wax te dikkuma ci ni nga ko waxee rek social nekk na loo xam ne buñ doon wax lu ëpp importance ci Touba Ca Kanam da nga naan loolu la. social la ndax Touba ku nekk xam na ne comme ni Serigne Touba wootee woon dëkk bi. nit ñi dañoo wuyu si ba macha allah moo tax nit ku nekk mi ngi fii bari na ñu néew doole lool mais sant yàlla bu baax social mi ngi ci def liggéey bu am solo ci njiital sëñ Moutalla Mbacké ba sax fi mu toll nii am nañ programme bu bees boo xam ne dañu nekkoon ci test bi maanaam li ñuy wax logements sociaux loolu fi mu toll nii def nañ test am nañ ay 15 ba ay 20 daal nga xam ne buñ ñëwee dañuy xool dañuy dugg ci quartier yi xool ñan ñoo ko soxla ak ñu ko soxla woowut ñu repérer leen bind leen jël seen ay numéro bu ëllëg bu ñu ñëwee kooku dañ koy mën a tabaxal ñaari néeg ak toilette ak benn mbaar bu ndaw bu ci miir bi xajee ñu defaale ko bu ci xajut ñu jàll ci keneen ndax ku nekk xam ne ne ci urgence la képp ñëpp kenn mënta am lépp daal waaw muy fekk si sax Fatou je pense voilà yore nu suuf si gestion foncière tey defe naa question bu brûlante la bu am solo ci réew mi suuf si maanaam ni ñu ko war a yoree ni ñu ko war a joxee donc ci sens boobu noonu également lépp lu ngeen di teg justement day ñëw rejoindre politique boobu nga xam ni tey mën nañu président Macky Sall teg na ko mais it xalif bi lu ko ñor la. waaw xam naa nag question boobu dina xaw a kii tuuti pour ma répondre ci. ndax Touba Ca Kanam dafa am luñ ko dénk am luñ ko dénkul. toujours dafa nekk ci logique gu liñ ko dénk rek. suuf si ak niñ ko yoree ak yooyu point bu am solo la nag. waaye xam naa pour ma dugg ci dina xaw a compliqué. mais ci 5 millions de masques yi programme bi ban contribution la ci Touba Ca Kanam di def. waaw Touba Ca Kanam am na ci programme bu am solo ci commission santé. danañ contribuer de
centaine de masques yoo xamante ne bii. fu toll nii 50 000. waaw 50 000 génne nañ ñaari 50 000 la ñaari kii la daal. muy 100 000. waaw génne nañ programme bi ba teg ko peut-être mën nañ ko yokk peut-être mën nañ ko wàññiwaat. waaw mais foofu lañ ci tolloon ci programme santé ak don de sang bi ñuy def ak. yeneen ak yeneen daal yu bari yoo xam ne bu xajoon ci émission bi dama koy mën a andi daal. waaw li ma ko bëggoon laaj rek avant ngay tënk ak moom Faty. waaw mooy est-ce que lu ñu song également diisul parce que assainissement quand même nekkul loo xam da ngay jóg rek ak 1 milliard nga mën ko def. est-ce que collaboration bi ñu waroon am également ak état bi. ñëw rek jaayante bëgg a defal sa mbiru bopp est-ce que am nga compétence technique bi je ne pense pas trop. est-ce que tamit duñu woon def nii kilifa yi doon def bu njëkk parce que sëñ Saliou le premier réseau d'assainissement bu dëkk Touba moom moo ko fi def mais li mu njëkkoon def moom mooy yëkkati xaalisam jox état bi ñu defal ko réseau d'assainissement bi nga xam ne moo wër jumaa ji est-ce que mënu leen di gën a dellu vers l'état pour plus de collaboration par exemple. waaw sëñ Mouhamed laaj nga ma question boo xam ne dimbale nga ma ndax rëccoon na ma. te lu ma waroon wax la. lu ma waroon jiital samay wax la. muy état nan la ñuy àndee ak moom. comme ni ma ko waxee woon ci début bi yàlla defee ñu am xalaat bi ba dem ci Sëñ Muntaxa ba mu jox ñu ndigal daf ñu boole ak Sëñ Bass Abdou Khadir bi ñu demee ci Sëñ Bass Abdou Khadir daf ñu woo ñaari yoon beneen yoon bi daf nañu dama leen di boole ak waa Ageroute ak waa ONAS ci loolu daf ñu invité ONAS invité Ageroute këram ñu yendu fa échanger amante ay coordonnées nga xam ne liggéey bi ñun ñoo ko ànd kon day mel ni côté boobu na sa xel dal ñu ngi koy mel ni da ngeen def un peu cavalier seul di demal seen bopp reproche la bu maanaam beddeeku bi lay wax voilà reproche la bu leen ak compétence technique bi wax est-ce que xarala gi mi ngi fi ngir liggéey mën a ñoŋ non du question beddeeku de xam nga liggéey état bu amoon projet assainissement appel d'offre lay def woo ay entreprise ñu ñëw soumissionné ku ko gagné ñu jox la ko ñun tamit noonu rek la ñuy def te loolu yaakaar naa comme mën nañ ko soxlawul ñuy dem jël affaire bi di ko jox état yaakaar naa li mu sumb mais appel d'offre état dafa am ARMP ñu xool ba xam procédure yi ndax entreprise bi respecté na ko est-ce que yéen am ngeen commission boo xam ne déjà ci sélection entreprise yi nga xamante ñoo soumissionné ak xool aussi seen est-ce que appel d'offre yi également c'est ouvert est-ce que ubbi nañ ko pour ñëpp compétir genre comme li nga wax sëñ Sarif maanaam Touba ci kanam léppam dafa leer nañ ci biir loolu appel d'offre yi dañu créer benn commission spéciale boo xam ne commission d'appel d'offre la tudd commission boobu lu muy def lu leer lay doon lenn lañ commencé gul mooy publier loolu commencé guñ ko dëgg la mais dinañ ci ñëw yi daal ndax comme li Serif wax mënut a ñàkk de comme li Serif wax show bi bu amee entreprise merci beaucoup merci voilà comme Serif mi ngi may wax c'est ouvert xam naa moom en tant que journaliste bu fekkoon ne publier nañ ko loolu du ko rëcc mais lu leer naññ la ñu ngi koy def tamit ci niñ ko war a def fi mu toll nii boo demoon siège Touba Ca Kanam la fa demander agrément kenn mënu la wax nu mu toll secrétaire permanent bi dafa yor ay këyit yoo xamante ne daf ko ëpp doole sax mais teewul ñëpp lay woo su amee lu leen concerné ci appel d'offre boobu kon day mel ne loolu na ci seen xel dal Touba Ca Kanam li muy def moom vraiment mi ngi koy bàyyi xel sëñ Mame Thierno amoon nañ mbégte di la dalal waxtaan bi am na solo xam naa ni comme da ngaa nekk ci waar dañ lay bàyyi nga wéyal liggéey bi di fàttali rek ne télévision Futurs Médias dafa am collaboration nag ak waa Touba Ca Kanam te loolu du tey Chérif démb gis nañu ma Fari Ndiaye ak seen Jili Jo noonu lay demee saa su nekk ñu fësal li nga xam ne ñoom ñooy seen liggéey loolu yëpp itam dañ leen di bàyyi rek ngeen di ko découvrir kon sëñ Mame Thierno ñu dëgg la daje très prochainement incha allah amoon nañu mbégte bu baax a baax di la ziar di la wax ne bu ñu fàtte ci ñaan ci liggéey bi fasaale bi bu baax a baax sëñ Mame Thierno Ndiaye la nekkoon nekk responsable lu jëm ci réalisation yi muy defar yoon wi nga fële ci Touba Ca Kanam Jo à demain incha allah jërëjëf Faty ba suba ak jàmm incha allah ci waxtu wi ñu dellu si Jo bëgg nañ wax ñu moom it son dispositif de couverture du màggal li mu jël tàmm nañ ko chaque premier safar on change complètement le programme jëmale lépp ci bési Serigne Touba yi parce que loolu moo ñu war commence nañ ko miin également Dakar yónnee nañu ay matériel yónnee nañu ay personnel yoo xam ne incha allah fas yéene wuñ lenn rëccu li nga xam ne ñooy auditeurs RFM ci màggal bu Touba édition 2020. mais ku am ay annonce ak yooyu war nga am fooy jaar. waaw bu ma ko commercial bi mayee sax mun naa def ay numéro mais en tout cas ku bëgg a siiwal sa produit commencé nañ déjà ñu ngi ñëw
mais tëjaguñ suñu buntu parce que feesul ndax lu bës a fees ku ñu bëgg a woo mën nga ñu woo au numéro du service commercial 77 355 87 40 wala nga woo ñu si 76 649 22 22 après ngeen wax ma facture ma fay. mais numéro yi de vrai commercial la Chérif rédaction bi aussi am na fi taxawaay chaque année dañuy wax rek comme ni ko olof di waxee yokku cere doole ñeex ren aussi yéen tamit lan ngeen prévoir. waaw incha allah à partir d'aujourd'hui dinañu commencer journée du Magal 19h30 wolof bi dañ ci ànd incha allah 20h ñu ngeen fi teew di am ay invités yoo xamante ne dinañ ci gunge ci fànn yëpp. ba ba incha allah ñuy màggal ba pare di fàttali ni aussi l'événement tey mooy arrivé président de la république dina leen ci gunge également lépp loo xamante ni tukkee na ci xibaar ñu daal di koy egg rek suñu mbokk téléspectateurs yi nga xamante ne ñu ngi safoo di ñu seetaan à travers les différents supports du groupe Futurs Médias. Très bien. Monsieur le coordonnateur. waaw soxna Faty vraiment Chérif wax na lépp donc def lépp rek ba mu mat incha allah. waaw Mame Birame Diouf ñu sant ko jaajëfal également Mouhamed Diop ñu jiite suñu station fii ci diggante Touba ak Mbacké remercier également Chérif Dia naka noonu suñu ñaari invité yi Gallo Ba responsable politique APR fii ci département bu Mbacké Serigne Mame Thierno Ndiaye bokk ci Touba ca kanam nekk sax responsable réalisation Pafara ñi ngi itam naka noonu jaar na fi jaajëfalaat encore une fois suñu équipe technique bi ni ma koy waxee gàccaak ngalaama yéen kulim juum bu leen fi nekkutoon mu ñaaw liggéey bi rafet na ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax doore ko ca bopp ba ki ci suuf suñu waa équipe technique bi mention spéciale waaw duñ ko fàtte mention spéciale à toi Adja Diallo ci café bi merci beaucoup café bi neex na fàttali askan wi le port de masque c'est obligatoire Chérif a ngi noonu ak masque am suñu wàccee itam takk suñu bos tey nag suñu papa day anniversaire muy Alioune Badara Bey nekk way juru tonton mag le grand réalisateur d'ailleurs moom mooy réaliser instant yi nii yeewu leen bi ñu ngi koy ñaanal bu baax moom suñu papa Alioune Badara Bey borom bi gën a dëgëral taxawaayam ñu ngi koy ñaanal bu baax Chérif ci anniversaire bi laata ñuy dem. moom moo jiite association des écrivains bu Sénégal ku ne xam ci wàllu xeltu ñi ngi wax ci sëñ Touba yu ni mel bind na ci taalif na ci. bind na ci lu am solo dramaturge la donc muy kilifa goo xam te c'est un homme de culture. donc ñu koy ñaanal moom góor gi yàlla daal di rek guddal fanam bu baax bàyyi ko fii mu ñuy teetee la ci kanam. voilà muy un homme de renommée mondiale defe naa ni li mu def ci culture Sénégal ak ci yeneen fànn yeneen domaine mënuñ nekk fii di koy développé. donc dañ ko ciy sant di koy ñaanal wër ak fannu gudd. yàlla yokk kattanam. ba mu ñuy gungewaat incha allah. amiin yeewu leen la woon fii ci Touba Mbacké suñu premier numéro édition Magal 2020 ñuy ñaan borom bi mu may ñu àggalee ak suñu yéene màggal ko ci jàmm màggal ko itam ni ko xalif bu tedd bi borom mbégte mi Serigne Mountakha Mbacké bëggee sol masque yi waaye itam moytu li nga xam ne moom mooy rassemblement yi def ay ziar niñ koy defee nag ku ne xam na ni màggal bernde la ak jaamu yàlla Serigne Touba Khadimu Rasoul dafa woo taalibe yi ñu sant li si ko boromam taalibe yi fu ne la ñuy bàyyeekoo di ñëw ñun tamit ñu teel a ñëw fas yéene waa Touba dalal ñu ñun tamit ñu dalal gan ñu fas yéene fekk ñu toog nekk seen kër ñu ànd ak ñoom dundandoo màggal ak Touba ci kanam tuuti Serigne Djili Niang dina fi teew ak ay invité am ñu wéyal ñun nag dañ leen di dig daje ngoon ci kàttanu yàlla ci édition du soir desandi leen ak programme yu télévision Futurs Médias ñu des ci waajtaayu màggal mën nañ ne bon màggal et très bonne journée. moo xam télé bi rajo bi journal bi site bi ak yeneen i